ci la dooraat ay liggéeyam jëm ci li nga xamante ni moom lañ ko xamee di tasum xibaar ci atum 2014 ci lañu ko jébbale raaya bii di Grand Croix de l'Ordre national du mérite moom nag ñu ràññee ko lool ci ëttu këru diine yi ci wàllum tasum xibaar ak lépp lu aju ci wàllu politico institutionnel di journaliste bu xarañ lool doonoon métiem nekkit ku yore woon kaddu njabootu Xadriya di Njaasaan nekkit ancien sénateur Ahmed Bachir Kounta doon it koo xamante ni ku ñeme dëgg la musuta sol ay gants ngir fësal la nga xamante ni moom la gëm. La société a des problèmes et il faut que chaque Sénégalais soit conscient de ça. Merci à Pape Ousmane Cissé qui est revenu sur le parcours de l'homme Ahmed Bachir Kounta qui a quitté cette terre, on va le dire ainsi, après un long travail qu'il a accompli pour la nation sénégalaise. Il a eu à côtoyer plusieurs présidents de la République du Sénégal. Mu nekk loo xamante ne nag tey dafa dal ci Sénégal nekk nouvelle bu naqari ba tax na nag ca Njaasaan fësal nañu lu ñu mel fii ci Sénégal des responsables politiques wala des journalistes fu nekk la réaction yi di jóge ku nekk rek di jébbal njaalam mais it di wax ay kaddu yi nga xamante ne seede na ko ci nit ku mu doonoon di ci profito ñu nit ci baatu Excaf yépp di jaal njabootam di jaal waa Njaasaan di jaal képp kuy sénégalais ndax buñ ne Ahmed Bachir Kounta xam liggéey bi nga xamante ni def na ko fële ci radio télévision nationale kenn dootu ko naatable moo tax tey nag moom la ñu dooree rek émission Toi-même tu sais ndax it liggéey bu mu def jar nañu def ci ab taxaw seetlu ndax am na solo ndaw yi it mën see jàng foofu la ñuy jaaree nag di nuyu ñëpp di leen ziar di rafetlu encore une fois le choix que vous portez sur Toi-même tu sais mu di rendez-vous boo xamante ne rek DTV chaque jour mu leen koy jox ba vendredi tey nag dinañu ñëwaat ni ñu koy defee saa su ne ci actualité de l'internet et normalement comme ni ñu koy defee rek saa su nekk actualité phare du jour c'est le rappel à Dieu de Ahmed Bachir Kounta nekkoon porte-parole famille Ndiassane nekkoon it journaliste de formation dinañ ñëw ci kanam tuuti ci li nga xamante ni def na ko fi dinañ waxtaani leneen loo xamante ne yittal na également askan bi pont de l'émergence la ñuy wax et pont de l'émergence tey nag mu am lu fa xew ba tax tey taskatu xibaar yi bëri woon nañ fa du ñàkkit ci kanam tuuti ñu ñëw ak ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Madiop Diop di maire Grand Yoff moom it mu ñëw ci li nga xamante ne rek saa su nekk dañ koy gàqal ci deru li nga xamante ne mooy commune boobu moom it dina gën a yaatal ak yeneen yoo xam ni municipalité am fa la toll ci wàllu liggéey bi ngir xeex insécurité ci gox boobu et ce sera très certainement avec Pape Ousmane Cissé dans la rubrique actualité politique et sociale. Adjara Ndiaye également sur ce plateau elle va revenir dans sa rubrique Sen métier sur le charretier bu ñu nee le charretier mooy le maître de l'attelage moom nag mu dalal fii ku ñuy wax Pape Diouf nekk ki nga xamante ne mooy porte-parole association des charretiers bu tudd Déggo moom dina ñëw si kanam tuuti gën ñoo yaatal ci li nga xamante ne mooy seen métier waaye it li nga xam ñëpp ñu ngi ko si jànkonteel ci kanam tuuti lay doon daañu ñëw tamit ci li nga xamante ne ni moo di événement yi ñuy am bés bu nekk ci biir Toi-même tu sais te tey moom daanaka am nañu programme yu bëri yoo xamante ne dinañ ci dellu si benn rek dañuy naan bonjour 2019 ak kii di madame Koura Doumbouya di initiatrice su événement boobule dina ñëw ci kanam moom it gën ñu yaatal ci programme boobu nga xam ne mu ngi koy taxawal ak it li nga xam ne yëpp mën nañ ko ci xaar Seni Camara également avec nous sur ce plateau moom it chorégraphe la festival Kay Fecc buñ ko waxee it dans le monde de la culture urbaine on va dire ak yeneen ñi nga xam ne yëpp dañuy yëngu ci wàllu caada xam nañ bu baax lan mooy spectacle boobu am na nag ñoom it lu ñuy waajal dinañ ci ñëw si kanam ak moom ak ñu mu àndal rek ñu gën a yaatal xam li nga xamante ni yëpp waajal nañ ko si boobu les événements Père Sala Bigué new fi woon démb waaye tey nag Père Sala Bigué Ndiaye mu ngi fii ak ñun avis du jour plus bi normal tey lay doon te dinañ ko am en fin d'émission ak suñu papa ji nga xamante ne démb namoon nañ ko lool comme ni ma koy waxee wéetaloon suñu plateau léegi ñu daal di jublu ci la première actualité sur la toile bu ko defee ñu ñëw ci suñuy tab. Et
comme je le disais en début d'émission sur Seneweb, on peut lire décédé à l'âge de 81 ans, Bachir Kounta, vu par ses proches à Ndiassane. Il est né le 1er mars 1937 à Saint-Louis-Nord. Le journaliste Ahmed Bachir Kounta, porte-parole de la famille religieuse de Ndiassane, est décédé ce jeudi à l'hôpital militaire de Ouakam des suites d'un arrêt cardiaque. Il sera inhumé ce vendredi à Ndiassane. Gannaaw buñ defee levée du corps bi fi nga xamanteni modi hôpital principal waaye ci suba si lay doon suba ci vendredi ñu wax rek ci njabootam ndax ku tudd Mohamed Kounta di doom ci xalif bi fi bàyyeeku Mambu Kounta bu Ndiassane di yëkkati ay kaddu di béral li nga xamante ne doon nañ ko junj sànq ci ndorteelu émission bi ne Ahmed Bachir Kounta jot na liggéey ak kii di président Senghor, Diouf, Macky Sall ak président Abdoulaye Wade nekkoon nit koo xam ni lëkkale diine yi moo ko taxoon jóg doon na ci dox ay jéego bu baax ñu ràññee woon ko it ci facilité bu mu amoon ci langue wolof bi ak it ci wàllu français nekkoon koo xamante ne ni ràññee nañ ko ndax liggéeyam it ci wàllu journalisme nekk ay kaddu yoo xamante ni mën nañ ko lire gis nañ ni nag ñoom ci seen kaddu ba tey si njaboot gi ne Ahmed Bachir Kounta mérité na hommage à la nation de la nation pardon comme liñ ko defee woon ci kii di Bruno Diatta waaye ñoom nee nañ ñaanuñu dara mu di kaddu yoo xam ni fësal nañ ko tey ci Seneweb. Persala ci yow laay ñëw. jërëjëf Aram xanaa rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla sunu borom ci moom lañ jógee ci moom la ñuy dellu ndaxte ku bañ a dee rek dul juddu yàlla sunu borom mooy seet lu ko neex def ci lu ko neex ak na mu ko neexee mais ku mel ni Ahmed Bachir Kounta xajoon na fi ba ci kanam waaye bu yàlla soxlaa jaam ñàkk kon yàlla ko yàlla sunu borom teeru ci àjjana yi gën a kawe. ñàkk nañ nit ku mag ñàkk nañ nit ku baax ñàkk nañ un grand intellectuel. ñàkk nañ nit koo xam ni nit ku amoon secret parce que da nga Ahmed Bachir Kounta dañ daan xool sa bu réew mi xaw yëngu sax day dem ci télévision bi jël fa temps d'antenne waxtaan ak nit ñi bi ma gën a marqué ci ay waxam coup d'état bi amoon Gambie muy ku koy Samba Sagna xam naa ni peut-être ma jóg xëy na dinañu fàttaliku yooyu bu ñu misaan toog télévision bi 18h dañ ko daan xaar def na ci une semaine boo xam ni chaque 18h moom mooy ñëw toog di waxtaan ak nit ñi li xew ci Gambie parce que boobu média évolué wu loon nii boobu benn télévision moo fi nekk muy RTS am na nu mu ne sa noir et blanc la woon mais da daan toog di waxtaan ak nit ñi da daan wax sa kooku day kooku li Samba Sagna lañ koy wax mais maanaam da ci jox nit ñi message boo xam ne du tuuteel nit ñi te dina reetaanloo nit ñi te nit ñi dinañ xam li xew Gambie parce que diggante Sénégal ak Gambie benn dëkk la boobu bokk na ci li ma gën a marqué ci ay jëfam bi ci des bi nga xamee ne ba mu nekk porte-parole famille Ndiassane nga xam ni maamam moo ko defoon ba nëgëni moo ko nekk te tey bokkoon na ci ñi nga xamee tey jii moo xalif bii fi toog seen magante bëriwul bokkoon na tey ci ñu waroon a toog mais yàlla suñu borom moo naan nit mission fii la yem mission tey liggéey na ko ba mu rafet te dara ñaawul moo tax toujours nit da ngay fexe am woy wu rafet réew boo fa dëkkee te boo bëggee bokk ca woy wa da ngay jëf lu tax nga bokk ca woy wa tey Ahmed Bachir Kounta tey bokk na ci woy yi doomi soxna la journaliste la journaliste sportif la woon ba pare intellectuel la woon ba pare aussi doonoon nit ku am xam-xamu alxuraan ak hadis kon donc ñàkk nañ nit ku mag un grand homme dem na tey loolu moo lay woon rek Sénégal nanu gën a góorgóorlu te góorgóorlu ci mbaax Aram nit ñi baax ñaa ngi dem de gis nga diggante 2018 ak début 2019 bii xoolal 2018 li ñu ñàkk ci ay nit ñu baax xoolal début 2019 bi xoolal kii ñu ñàkkaat te lépp nag ci netti lay mujj te ñun ñëpp suñu borom lañu dellu te gor su nekk ak jullit bu nekk war ngaa rus ëllëg bis penc nga jàkkaarloog sa borom di am gàcce kon Ahmed Bachir yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe amiin Pape Ousmane dernière apparition bu Ahmed Bachir Kounta 31 décembre juste après discours à la nation bu chef de l'État mu def ko en wolof mu nekk moment yoo xamante ne yu bëri dañ ko ciy xaar malgré mu nekkoon en convalescence ñëw na def li nga xamante ni yëpp ci askan bi ku ko ci gis naw ko ndax liggéey bu mu doon def wuyu benn wax bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul doon wax mooy liggéeyal ba mel ni doo fi jóge waaye jaamu yàlla ba yaakaar ne suba ngay dee je pense que jëloon na retraite am bu yàgg mais du muy feeñal du looy gis ci moom te loolu nag noonu la ko yàggeen defee mooy bu amoon yenn
maanaam réew mi nekkoon ci ay taxawaay yu mag da nga daan gis mu amoon ci moom it taxawaay bu am solo. mais ci dal bi soo ko daan gis c'est quelqu'un qui inspire la confiance et la sérénité man loolu laa gën a remarqué ci moom boo ko daan gis. mais Saala li mu wax dafa am solo mais li ko may tey nit ñi mën a mucc ci làmmiñam ak ci jëfam mooy fi mu bàyyeekoo lii cosaanam. parce que ci këru diine bu mag la bàyyeekoo. mooy ni dafa am ancrage dafa am lu jiitu ci moom avant métier bi di jiitu ci moom. mooy li ñu def ci moom tabax ko nampatal ko ci diine loolu moo def lépp lu mu amaatoon ci ginnaaw gi ci àddinam réyul ci bakkanam maanaam yem na ci bakkanam gisu ci boppam loolu nag li koy maye mooy li ñu yàgg wax mooy il faut ñu delluwaat ci valeurs yi mais fi may daanelee mu am solo mooy tey ku mel ne Ahmed Bachir Kounta mi génn àddina ak ñi ko jiitu nga wax ko say xam nga lu muy firi mooy nit rek mooy valeur xam nga lu koy firi mooy tey Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul balaa moo gane si àddina ku doon wax Touba est-ce que daan nañ wax Touba. dëgg la Seydi Hadji Malick Sy pourtant avant mu ñëw ci jamono Tiwaawan amoon na. mais ba mu tegee tànkam foofu nga jël tamit Omar Foutiyou Tall nga wër. kilifa diine yi nga xam te ñu daayoo nga dem Laayeen tey ni ñu def yoo fa Cambérène nu mel noonu xam nga lan ma koy wane mooy du barab bi mais jëmm ji liggéeyal borom moom. ba nangoog borom tax ko nga xam te ne fu mu teg tànkam rek fuñ na nooyi na fa rek nga dem di xeeñtu ngir barke loolu mooy war ne en réalité mbir yi du dëkkuwaay yi mbir yi du oto yi mbir yi du loolu ñuy gis muy scintiller di briller ci àdduna ñu yaakaar ne loolu la tey boo gisee tey nit ñi xaw a fàtte sax ni njëriñ bi doomu aadama am mooy ni dañu gën a jox importance lii di tàkk nii te lii tàkk nii xam nga lu muy nuru dafay mel ni comme Saara dina ko xam sax xëy na ñoom ñoo koy gën a kii mooy soo soree bu naaj bi tàngee jër nga nekk ci tali bi nga sori ko daf lay mel ni ndox a nekk ci kanam sooy seetlu day mel ni ndox nekk ci kanam mais boo ñëwee jege doo fekk dara noonu la àddina mel waaye ñuy wax naan àddina amul solo pourtant ku fi baaxle rek ci àddina moo tax sa mbir baax ba kër yowmal xiyaam boo fa demee nga am fekk fa li nga liggéey donc am na fu mu amee solo waaye dafa delluwaat rek ci ñu comprendre lan mooy suñu mission ci kaw suuf ñu bàyyi li ñuy jot a gis ci jamono xam ne loolu amul solo li saa la wax muy dëgg valeur ak mbaax rek am solo te loolu lu ko yàlla ku ko yàlla may rek may na la loo xamante ne abadan ilaa yawmi diin mën ngaa bañ a soxlaati leneen très bien Pape dañuy ñëw rek ci monsieur le maire dafa am lu am solo loo xam ni bi Père Sala waxee sànq ak Pape Ousmane def si génn mooy discours bi nga xamante ne Ahmed Bachir Kounta da ko daan tenir pour fexe rassembler la communauté moo xam boor boo mënta nekk saa yu coow amee rek dañ koy dégg ci discours boo xamante ne day woote waat dal en tant que politique tey naka nga gisee taxawaayam moom waaye it na mu daan taxawee lan lañ ci war a jàng si jamono ji ñu toll ak échéance yi ñu jëm. bon maa ngi nuyu ñu nekk si plateau bi yëpp di nuyu waa DTV di jaale sunu wayjur boobu sunu kilifa googu Ahmed Bachir yàlla na yàlla yërëm ko. yàlla xare ko àjjana te yàggal taxawaayu njabootam. ji fi des. dañ si jàngal rek mooy. fu waay lu waay mënti doon fii ngay mujjee ngay président ngay maire ngay juge ngay avocat ngay député ngay journaliste sa bàmmeel ngay mujjee deuxième bi lu la mën a waxal si lu baax yow xam nga sa bopp xam nga noo mel te sa bàmmeel di nga ko fa fekk dëgg la ñaan yi baax na wax yu baax yi baax na ku ne xam nga sa jikko yow yaay kan yàlla xam na yaay kan dañ bàyyi xel bésu bàmmeel bi. dëgg la ay leçons yu bari ñu ngi ñëw si chaque année. wallaahi dañ ko bàyyi xel. dëgg la bu ñu benn mbindeefu àdduna gënal suñu borom ak suñu bàmmeel. yal na yàlla jërëm. jërëjëf jërëjëf monsieur le maire Koura. oui. bonjour tout le monde maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jaale waa Sénégal tey ñëpp ñoo ñàkk. boor boo mënti bokk rek defe naa tey ñun ñëpp ñoo ñàkk parce que référence la surtout ñun ñi nga xam ne jaar nañ ci journalisme déjà et puis mu nekkoon kilifa buy boole te defe naa tey li gën a Sénégal gën a soxla bokk na ci mooy luy boole nit yi. il faut xol yi doon benn. parce que xol yi fu mu doonee benn rek énergie positive moo fay wàcc énergie positive fu mu wàcc naataange la ci ñëpp. donc man vraiment damay jaal waa Sénégal di jaal waa Ndiassane surtout parce que ñun ñàkk nañu waaye ñoom dañoo ñàkk ñaari yoon. ñàkk nañ ku yoroon seen baat
ñàkk nañ journaliste bi mais ñàkk nañ tamit une porte boo xamante ne nii moo nekkoon entre Ndiassane et le monde. Donc ñu ngi koy ñaanal suñu papa boobu suuf oyof ci kawam yàlla yërëm ko te teg loxo ci njaboot gi. jërëjëf Pape Diouf. waaw bisimilah rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp ñu Père Salla ak ñi ma fekk ci plateau bi. ñu lay fay. waaw di jaale waa Sénégal ñëpp ki ñuy ñàkk ndax ku ne nag mën na koo jaale sa morom. rawatina ñun ndaw ñi ñun ñoo war a gën a bay suñu xel ci loolu. ndax fi mu nekk nii comme li sa pasa la wax kilifa yu bëri ñu ngi fiy jóge lu baax nag buy dem dañoo war a fexe góorgóorlu rondal fa lu baax. te wax dëgg neex yàlla am na ñu mag ju wax man nag taxu doon ma xam ko nii. amuñu woon relation bu ma ko xamee waaye nag daawoon naa ko gis ci télé di déglu ay waxam te wax dëgg neex yàlla nitu diina la nit ku doon boole la. te aussi même ñi nga xamante ne ñoom ñooy politiciens yi ñu sooraale loolu noo mën a mel ak loo mën a am bés mi moom du jaas. bu fekkee da ngay jaay doole. bés bi dina mos a am bu fekkee amoo doole bés bi dina mos a am. kon nag ndaw jaamul yàlla mag jaamul yàlla. jërëjëf waaw ngeen jégal ma. Adjara jeune journaliste gis doyen bu mel ni Ahmed Bachir Kounta yàgg loolu ci lu mu doon def 1960 mu dugg RTS tàmbali doon reporter sportif ba tey fu mu yegg ak gouvernement yi nga xam ne yëpp jaar na si daraja bu mu am. fu mu toll tey ci wàllu liggéeyam ba am reconnaissance bi lan la lay inspiré en tant que jeune journaliste. aram référence moo dem d'abord gannaaw bu ñu ko jaalee njabootam ñu koy jaale monde média bi yëpp ndax ñun tamit ñàkk nañu ndax dañu màgg di ko gis dañu ko doon màggaale di ko gis ci télé bi la façon dont il présentait xibaar yeeg yooyu noonu même bu fekkoon ni am na benn moment mu arrêté woon ndax retrait bi mais daan nañ ko gis mu toog ci télé bi yenn saa yi muy apporter contribution wala di defaal li nga xam ne moo di liggéeyam daanul samit feeñ li nga xam ne homme religieux bi nga xam ne doon na moom la doon ndax da doon fësal liggéeyam doon ko def daan ko jaarale si yoon ba daanuñu parfois sax da ngay fàtte ni kii bi ngay gën a gis voilà da ngay fàtte ni sax ni kii bokk na ci këru diine fii ci Sénégal kon ñun ñoo ñàkk askan wi yëpp ñoo ñàkk journalisme yi ñoo ñàkk monde média bi ñoo ñàkk dañ koy ñaanal rek yàlla xaare ko àjjana fa mu jëm gënal ko fi nga xam ne moom la jógee. Merci beaucoup léegi ñu ñëw ci Pape Ousmane Cissé ak invité am dans la rubrique actualité politique et sociale. Grand Yoff focus sur une commune en attente d'émergence. Aram fi nga génn nii ak fi nga daanuwaat moom il faut ñu piqueraat ñu pour ñu mën a wax ci li nga xam te ne moo ñu tax a jóg alors déjà comme ni ko Aram waxee rek lu mu lay inspiré ci commentaire commune buy xaar émergence am. waaw bon li muy inspiré rek mooy dëkk bu ne da ngay ñaan yàlla yokku donc ñu ngi ñaan yàlla Grand Yoff fi ñu koy séentu yàlla rawale ko mu dem si kaw te ñu bañ a focaliser rek si yi bon yi nga xam ne moom la ñuy samp si waa Grand Yoff yi agression jaay drogue jaay yàmba yooyu rek du Grand Yoff ñu baax ñu yóngi Grand Yoff te am nañ yaakaar ne Grand Yoff ku ko xool démb ak tey mi ngi avancé nànk-nànk te am nañ yaakaar ne dina gën dem si kanam. waaw au-delà de souhait bi ak bëgg-bëgg bi constat bi mooy fay aussi tamit il faut ñu koy pointer du doigt mooy comme wax nga ko sànq wàllu banditisme bi am na yoo lim sànq drogue beeg wàllu chômage bi te yéen li lañ dénk tey en tant que kilifa ci gox boobu donte wax nga ko sànq am na yu jot a am mais teewul taxaw seetlu ci lii ma junj sànq tamit dina baax ñu waxtaanee ko ngir dalal xel li ñi nga xam ne ñoo fa dëkkee déjà yow mi koy jàngat parce que xëy na mënuñu laa ëpp xibaar yow mi fa nekk loolu noonu phénomène bi ba léegi mu fay exister ci gox boobu di Grand Yoff lan la li nga bokk ci kujje gi moo tax amoo derrière ne la war a jàppale bàyyi ko ci nguur gi la wala gis-gis moo gàtt ci fexe dimbali askan bi ci wàllu woowu fan la télé bi nekk waaw côté sécurité bon dama ne gis nga fii ngeen toog nii am na ay délinquants yu nekk si dëkk bi dëkk fii foo dem am na ay bandits am na ay agresseurs faut pas ñu jël Grand Yoff rek comme vitrine bandits ak agresseurs yi
non c'est que xam nga sécurité ku nekk d'abord yaay commencé sa kër ak si koñ bi mais su fekkee dañoo bëgg a bàyyi lépp police pas ba nekk dama nekk opposant mais man police Grand Yoff ñu ngi def seen kamplaay kattan bi may jóge fii léegi ñëw fii laa jóge bureau commissaire de police Grand Yoff amul jour bu ñu def patrouille biir Grand Yoff donc foofu opposition ak pouvoir amu fa li am solo mooy man reconnaître naa ne Grand Yoff police baa ngi def devoir di mu mën mais nag xam nga police boo xam ne benn commissariat la sur 470 000 habitants caaxaan taxul mu am sécurité éléments yi ne si commissariat bi bëriwul mais boo leen fekkee guddi da ngay foog ne ñu ëpp population ndax duñu nelaw dañuy rond ba bët set bëccëg la même chose la am solo nag mooy ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ak suñuy njaboot dëkk si kër yi bañ di fat bandi yi. Très bien monsieur le maire Pape li nga doon wax léegi moo tax léegi ma ne nañu enchaîner ci actu 2 bi ndax li ngay junj choisir nañu beneen fait boo xamante ni ci actualité de l'internet ñu ngi koy retrouver sur Dakar Matin 4 jeunes retrouvés morts dans le canal de l'échangeur de la Patte d'Oie mu di loo xamante ni nag tey ci suba lañ ko am xibaar bu ni mel ñenn njort ne ay délinquants lañu ñuy def naka sudul noonu ndax dañoo agressé woon benn dame ba mu ñàkk ci bakkanam diggante 14 ak 15 novembre ci guddi tax nag population bi doon leen dàq ji dóor taal fa ay pneu ñu daw dugg ci suufu canal bi ba tax ñenn ñi jàpp ne looloo tax ñu asphyxié woon ca biir te xëy na ñenn ñi amuñu ci woon xibaar yu leer ne xëy na nit des na ci biir mu di xibaar ni ma ko doon waxee sànq bu fës sànq si Dakar Matin. monsieur le maire. waaw xam nga lii médecin après la mort la mais ñun amul benn kilifa buy jóg Sénégal. te romboo xale yi foofu ñu toog ci pont bi. pourquoi ñu xaar ba dee am ñu doog a jóg. c'est que ñun suñu problème ñu Sénégal loolu la. loo ci def. duñu non man du man maa war def kooku du samay compétence man. sécurité c'est une compétence régalienne. amul droit jàpp amul droit tëj amul droit yóbbu police. mais sensibiliser. mais lu ñu mën mooy def sensibiliser. mais moom laa tax voilà mais boo sensibiliser nit ki. mais ñu fekk bërëb boo xam war a fa toog. dañ ko war a yóbbu yar ko pour bu ëllëgee du ko defati. mais xale yooyu est-ce que jot nga cee addu parce que loolu li nga wax noonu yàgg nañ fa ah. waaw non xam nga est-ce que jot nga cee. xam nga déjà bàyyiloo xel kilifa yi. xam nga non mais xam nga déjà bu dee si côté sphère géographie la ñuy wax bokkul sama commune déjà commune Patte d'Oie la mais ñun ñu dëkkal tout le temps ñu ngi sensibilisation pour wax nañ leen yar xale yi mais xam nga nit ni mu mel. waxu maire mënu ko changer. mais li may déplorer rek mooy képp kuy romb autoroute rek dañu nga fekk xale yi ñu taxaw. et pourtant commissariat Parcelles mi ngi si côté bi Cran am na commissariat gendarmerie Foire mi ngi fa général dañu koy romb tout le temps. mais est-ce que defoon na li ñu war def avant li di am. te problème bi foofu la quoi problème bi des fois yi dañuy seetaan ba après na kët na jonn ñu doog a ñëw di def fekk c'est trop tard. c'est ça la. te je pense que bu ngeen toogee ba si kanam. léegi booy ñëwaat di fa toogaat mel ni kay mosu faa dee donc pour man autorités yi ñoo war a gën a jël sa responsabilité ñun tamit ñu xool ñu si mën jàpp ñu jàpp si sensibilisation. xam nga réew moom ñett yi dañ ko war a fonk muy sécurité feebar faju muy wér gi sàmm wér gi yaram mu nit ki doomu aadama ak li nga xam ni tamit moom mooy dund doomu aadama ñett yooyu la état moomal nit parce que aussi munoo fekk nit mu toog nga ne ko jógal fii. mais foofu Carrefour la li ma wax dëgg la chaque jour ñu romb fa ay nit ñu toog mais yow civil bi. ay xale lañ. mais ay xale lañ mais xam nga tey un civil mënul ñoo fekk ay xale toog ñu ne eh booy jóge leen fii. loolu li ki ko mën mooy ki yor doole ki yor kaaraange c'est que patrouille bi mën na am toujours Grand Yoff parce que Grand Yoff li leen dal. échangeur bu ñu inauguré bu yàggul dara. su amee genre fait de banditisme yii nii. quel est l'intérêt tey ñu inaugurer infrastructure bu mel noonu te nit yi buñ fa naree jaarit duñu am kaaraange. au-delà de dame boobu ñu agressé ak ñooñu di toog si pont ba. ba léegi mi ngi am lu mel noonu. donc te xam moo tax man la foofu Carrefour la boo xam ni patrouille bi mi ngi am Grand Yoff mais foofu dañu war a am sax poste de police bu fa war a nekk parce que man foofu laa duñ jëm. gis nga dañ zone yi nga xam ni dañ leen ciblé dañuy war a am foofu poste de police gis nga bandi. takk der rek la ragal amul keneen kuy taxaw ci kanamam mu lay faale takk der rek la ragal bu ko leeree ne fii ay takk der ngi duñ fi jaar
amoon na ci yenn secteurs yu nekk biir Dakar mais gisatu leen fa. fu mel ni ginnaaw pale noonu foofu xale yi nekk gisatu nga leen fa. ñaari poste de police ñoo fa nekk gisatu leen fa boo demee Cap Manuel ci kaw ay boy dañ fa daan nekk ñaari poste de police ñu ngi fa boo demee Mamel ci kaw ci booru montagne bi noonu booru pharmacie bi noonu ñaari poste de police ñu ngi fa mais pourquoi tey Carrefour bu mel ni Pont Sénégal émergence bi nga xam ni Carrefour la ku jëm Pikine ku jëm Parcelles ku jëm Escale Ibam foo mënti dëkk foofu Carrefour la mais pourquoi pas ñu def benn poste de police boo xam ne police Parcelles jigéen na fa police grand mais dañu sori mais diggante bi na am benn poste de police mu leen fi ay police wala ay gendarme dañ fiy monter buñ fa dee xale yi dañ fay jógee dafa am luy aar maanaam da ngay faju laata ngaa feebar mais médecin après la mort loolu amul njariñ da ngay fexe ba mort du am da ngay fexe ba mort du am agression du am Pikine lii ñu leen di collé dañ koy collé Pikine il fi des temps boo nee Pikine laa dëkk sax dañ lay xoolaat dana yaakaar ne agresseur nga te pourtant ay nit ñoo xam ne peut-être ñoo koy def dëkkuñu Grand Yoff ñu def banditisme foofu mun na am ci yeneen i gox la ñuy jógee mais cadre baa ngi foofu pour ñu mën a def seen forfait léegi nag mooy problème bi parce que foofu niñ leen waroon a aare ñu leen ñu xaw ko négligé ñu def ko nekk léegi benn ghetto boo xam ni fa la bande yi di daje yow da ngay wàcc jaar ci pont bi sax ñu këf sa portable am na benn xale bu jigéen fan yële reyu ñu ko mais dañ ko dóor yu metti xam nga ba damm benn tànkam heureusement ay nit a ñëw jàpp ci booy daw dugg ci canal boobu dugg foofu dem mais li wéttuwoo daal mooy Sénégal moom surtout Dakar gii actuellement agression bi bari na fi trop te tant que nag état bi jëlu ci ay responsabilité ay mort d'homme rek nga gis xam ne ñeenti nit même ñooñu sax di ay bandi ay sénégalais lañ dee nañ ci suñuy doomi réew ñooy dee xale bu jigéen boobu tamit tey heure moo doon nekk mère de famille war a fonder foyer ñu rey ko noonu ci zéro tamit nañu xoolaat yooyu sécurité bi il faut état bi taxaw ci am na ay carrefour yoo xam ne dafa war a am ay poste de police mais monsieur le maire ci li Sala doon junj sànq c'est vrai que am na loo xam question de comportement la ci ndaw ñi surtout ñi nga xam ne xëy na dañuy layalee seen bopp ni dëkk fi dafa metti amuñu koppar ay ndaw lañ ngeen gis ci taatu barada yeeg yooyu mais yéen ban poids la wàllu sensibilisation wala activités yi ngeen def jëm ci côté boobu mooy fexe ba ndaw ñi ci bi ñuy nekk tout tànk ci communes yi ngeen gérer ñu fexe ba ci seen i activité loolu feeñ ci mooy wàllu sensibilisation conscientiser ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi pour phénomène yu mel ni mun fi jóge. c'est que ñun li ñu si mën bëriwul trop à part sensibiliser nit ñi di leen conscientiser. mais kon monsieur le maire luy seen njëriñ kon ci ŋànk commune bu mel ni Grand Yoff nga xamante ni li fa nekk ci population daanaka bari na lan mooy seen njëriñ. non xam nga boo déggee moo wax ma ne la ku ne da nga am ay compétences xam nga nit ki nekk bandi yow maire pour nga soppi ko waxtaan moom nga mën xool lu mu su bëggee liggéey nga xool li nga mën si liggéey nga jox ko mu liggéey si. soo gisee projet pavage bi ñu def ñun recruter ay boy yu bëri yóbbu leen fa pour ñu mën a bàyyi yenn nekk dem fa la mënuñ def lépp loolu. mais par exemple exemple rek laay joxe mooy par exemple su ay élection amee wala yi nga xam da ngeen koy faral di organiser fexe di remobiliser nit ñi. pour waajal benn échéance. est-ce que du ñu doon xaar ci yéen. ci xeetu remobilisation yooyu. ngeen fexe def ko pour population ne kat dañuy fexe ba ci wàllu wi nga xam dafa tële suñu gox. naka la ñuy def ba ndaw ñi mën a doon ay modèle de citoyenneté ci wàllu maanaam respect li ñu bokk. na ñuy dëkkee yu mel noonu mu jaral leen ngeen boole seen i doole pour mun cee liggéey. loolu war nañ ko mën a xaar sensibilisation sensibilisation am na solo dañuy tëj même ay causeries avec les bàjjenu gox dans les quartiers. oui. ay causeries ak bàyyi dox dans les quartiers mënu ko weesu oo xale bi waxatu moom conscientiser ko su fekkee xale bu jàng la nga fexe ba jàngam bañ a taxaw ñu jàpp si bokk jàngam continuer fekkee ay parents ñu am moyens ay moyens yu diminuer accompagner ay bourses ñu dem jàngi fekkee xale boo xam ne deful dara la moo tax ñu créé suñu projet pavage pour mën dugal xale yu bëri foofu ñu liggéey mais commune mënu jël agent yu bëri yi commune daa am monsieur le maire Pape Ousmane lu mu wax dafa am solo même xale yooyu ngay ni jël pour pavage bi c'est pour une durée bien déterminée bu loolu jeexee dañuy dellu ca lañ nekkoon bu fekkee xaalis ba ngeen leen fay jeex na xale yooyu pour fexe ñu nekk tey ci benn cadre boo xamante ne bu ñu jógee ci loolu sax dinañu amal njëriñ la commune te duñ leen gis si safaan bi mais xam nga xale boo jëlee bu pavage da nga koy jàngal déjà métier mu am métier am déjà mais pavage bi jeexee mën na continuer liggéey ak leneen ñu ngi am ay partenaires yoo xam ne dañuy former xale yi en université bâtiment industriel en menuiserie mais loolu dafa yóbbu ba pare nag parents yi dafa war a jël itam doomam orienté ko aussi am yoo xam ne commune mënu ko def moom kese il faut état jàpp si état rek mënu ko def il faut famille bi jàpp si mais man tey sama doom ñaanum yàlla mu mel noonu
mais maa ngi si wax su àq lu ma mën pour mu bañ mel noonu. mais peut-être monsieur le maire yi nga am na solo mais xam nga mun nga am sax jeune boo xamante ni am na lu muy def la mu ngi am xëy mais c'est-à-dire leader yi ñuy xaar ñun jamono ji mooy ñi nga xam ne xëy na dañuy xëy sax comme monsieur le maire rek def benn acte boo xamante ni ñeneen ñëpp dañu leen topp parce que naan suñu monsieur le maire modèle la ci maanaam du rek ay yëngatu politique lañ leen war a mën a gisee ngeen di am yenn taxawaay ngeen am moo xam ay dimanche yi jot ngeen def ay li ñuy wax ay kii pédestre ni ñu koy waxee sax randonnée pédestre wala c'est-à-dire seeni activité ngeen koy circonscrire ci ay période bien déterminée c'est-à-dire mën na doon ay volonté yoo xamante ne dafay jug nii rek ñu gis la nga yëngatu ci fànn yoo xamante ne ba ñëpp ñu nekk sa commune dañuy xamee ne kat monsieur le maire mi kat xaarul politique xaarul lee mais ñu ngi koy gis sur le terrain ci ay activités yoo xamante ne ñun daf ñuy yee ñu toppale ci c'est-à-dire xeetu leader yooyu ñu ngi koy xaar ci initiative yoo xamante ne dina bàyyeekoo ci yéen de manière volontaire. ñeneen ñi mën leen ci suivre loolu est-ce que yéen a ngi ciy réfléchir. peut-être duñ ko visualiser indi ay télé ak yooyu mais ñu ngi ciy def ñu bay suñu waar man li ma def maire Grand Yoff man nekk moon maire Grand Yoff c'est un adjoint au maire de Grand Yoff ñëw tey nekk maire parce que fekk amul lu ma liggéeyoon du ma ñëw nekk maire. mën nañu ko partager ak yow. voilà mais peut-être yooyu noonu nga jotoon def ba tey moi j'étais à l'ASBEF Grand Yoff amoon na benn centre bu wax centre des jeunes ñun ñoo ko yoroon te ba tey centre amatul mais on travaille avec les bajenu gox dans les quartiers pour sensibiliser les jeunes mais sensibilisation boo gis aussi il faut parents yi def seen loxo ci biir mais xale yi si kër lañ jóge ñëw si mbedd yi ne éduqué wul si biir kër yi mbedd mi day comme ko éduqué leen mais boo sensibiliser nit ba pare mais day jóg dem yoonam mën loo ko topp à la lettre état aussi mënu jël ñëpp ñu liggéey état aussi li mu mën mooy aussi créer ay situation yoo xam ne xale yi dañ leen waxtaan ak ñoom di leen kon yow ban ndaw ngay rêvé pour sa gox ban ndaw. mais ndaw mel ni man kon. maanaam. bu mel ni yow noo mel. parce que man Arafat laa juddoo. màggee fa yaroo fa musuma tux cigarette musuma naan sàngara musuma def loo xam ne bandi da koy def am naa ay mborom yu bëri yu fa nekk yoo xam comme man lañ mel tey ma nekk maire Grand Yoff donc man modèle laa sama quartier. mais warul violence aussi. violent non mais violent comment. waaw alors mooy comprendre. merci Pape saccage bus yi waaw Pape Ousmane loolu après Pape bu sorti xam nga Pape dañ ko ni bënnal saako. waaw moom fu bëgg yuri saako yuri. moom da nga naan ko cere gi neex na rek mu ne sama tànk laa ko bomb. mais ñu ci dañu ñuy tux sax dañu mente ñuy tux sax dañu mente tu ko siège dañu mente meko xam nga man xam la laa gis nii lenn rek la maire yi mënoon def parce que aussi il faut ngay innover man tey bu ma falee maire. damay xool sama commune ñaata jeunes ñoo fi nekk d'abord. Sarr xanaa da nga bëgg a doon maire. te na ma def maire doo ne monsieur le maire. dinaa doon maire boole ko pas maire lay doon. pas maire xam nga damay nekk maire. yaa may dégg. damay xam ñaata jeunes moo nekk sama commune d'abord sama gox. ma xool nombre de jeunes yi jàng. xool nombre de jeunes yi nga xam ne am nañu métier. xool nombre de jeunes yi nga xam amuñu jàng amuñu métier. naka laay def ak ñoom damay fexe parce que Pape Sagna Mbaye le maire de la ville de Pikine bi mu nekkee maire Pikine dafa am lu am solo lu mu defoon dafa sensible ñu def benn ni ñu koy waxati ñu xool ñaata jeunes ñoo nekk ci commune Pikine 16 tous les 16 communes ñu xool ñaata jeunes lañ jeunes yi nga xam ne am nañ métier di ay chauffeur mu fexe ba am 1000 permis de conduire jox leen ay permis xale yi nga xam dañ doon jàng métier nekk ci atelier yi nga xam atelier ndaw lañ ñu fexe ba defal leen ni ñu koy waxati ñu defal leen ay formation professionnelle ñi nga xam ne am dañu jàng te seen jàng seeni waajur amuñu doole noonu mu fexe ba dimbali leen tey bokk na ci li nga xam ne moo gën a dimbali commune Pikine tey ku mel ni monsieur le maire commune bi mu yore Grand Yoff rëy na rëyul idée rek la bu ma koy jox tey bu xool ñaata jeunes ñoo fa nekk fu mel ni Assafin jigéen na la fu mel ni yeneen secteur jigéen na ngeen xool xale yooyu nga xam ne ñii am nañu métier comme ni nga defee pavage bi noonu ngeen xool nombre de jeunes yooyu il y a que ñu pare rek ñu fay leen ñu dem comme li Aram wax ñu fexe ba récupérer leen fexe fu mel ni foofu Assafin noonu ñu dugal leen fi ñu def formation accélérée wala ñu def formation professionnelle yeneen noonu je crois boo ko xamee ba xam ne léegi sa jeune sa jeunes yi nekk sa gox leer na ni ñi am nañu occupation boo xam talatuñoo dem ba agression amee dañ xam ne du ñuy li ci des na nga mën ko xeex pour lu naaw dugg sa commune nga mën leen a génne ci biti mais li fekk loolu tant que amul je crois pour mu yomb liggéey bi di yomb monsieur le maire ndax am na maire boo ne loolu maire yi moo koy état moo koy def am na loo xam ne yow war mën nga ko ci nga def ko li ci des nag état continuer ko bon waxuma la état moo koy def dama ne la
dafa nekk loo xam ne nañ ko bokk li ngay wax ni ñun ñoo ngi ci wax naa la sànq on a formé des jeunes ñu def université bâtiment industriel actuellement nii marché Grand Yoff ak les jeunes tailleurs de Grand Yoff dañoo tabax benn centre de formation pour les jeunes ñu bëgg a jàng mi dem jàngi métier mais dama ne wax naa sànq nga ne ma su paree pavage bi lu muy defi même ko jox permis su amul xëy mun na agressé si loolu kese la kon loolu solution donc solution bi mooy ki koy defal xam ne moom daa war a baax mu tegu si mbaax. waaw ça c'est vrai aussi. bon nee na day am permis su amee permis ba pare amul oto bu muy daw. amul jom rek ngay wax. du demaat donc yaa war a xam li nga bëgg yow sa bopp xam fi nga war a jëm nga jëm fa sa bopp lu ñu mën nag ñun mooy encadrer la mais ñëpp xam nañ ne commune am na ay limites encadrement bi nag ñun li ñu si mën mooy bu ñu la utalee formation ba pare amul fu nga dugal mais état indi apport am dugal di des nag jom moo koy mottali. mais état ak mairie bu ñu nee mën nañ jubal nit ñi ku sa ndey ak sa baay mënut a jubal. kon dañuy jubal day wax lu ko neex. mais nag mën nañ sensibiliser conscientiser nit ñi ba teg leen si yoon boo xam ne ku ko topp jub. monsieur le maire sànq wax nga ko commune mënul def lépp mais tamit est-ce que lëkkaloo mënul am ci commune bu Patte d'Oie ak yéen kenn ku nekk ngeen sollicité ñi nga xam ne ñoo di police bi. seen ci bu nekk ku nekk ci sa gox. pour que sax même bu dul jëlee fa xale ya. bu ngeen ko mën mais sécuriser ñi nga xam ne ñoom ñooy jaar foofu noonu ngeen fay monter parce que tamit askan wi ñu dañuy dem ci terrain bi. des fois ñi nga xam ne ñooy waa askanu Grand Yoff wala ñeneen. dañ koy ñaan pour tamit ngeen fay teg ay policiers juste rek ñu fay monter ñoom tamit ñu mën a am sax xel mu dal parce que tant que persal wax na ko. mooy bandi takk der la ragal. est-ce que loolu bu fa taxawoon est-ce que sécurité bi ci nit ñi. du xaw a am xam nga ñun li ñu mën mooy demander commissaire bi ne ko defal ñu nangam nga jàppale ñu. nee naa la Grand Yoff tey foofu ngeen di wax noonu mais commune Patte d'Oie du commune Grand Yoff. sama commune amul espace bu xale yi bandi di toog. mais joxante loxo. ay agression joxante loxo maa ngi yow ak Banda Diop. ngeen lëkkaloo pour que ngeen am fa dara. man faa teg bu ngeen teggee politique bi. lëkkaloo waaw. pour rek dimbali askan wa nga xam ne ñoom ñooy jaar foofu. waaw merci bàyyi leen ko léegi mu toog. dégg nañu. oui monsieur le maire. voilà dama ne daam yoo xam ne du suñu tër ñun police moo koy def xam nga taxaw si mbedd ku romb nga ramasse ko du liggéeyu mairie koo ramasse ko door la pes police moo am droit ramasse jàpp yóbbu foog ñu xam ku nekk la mooy rôlam xam nga man Grand Yoff laa xam dama ne sama commune man sama commissaire ba fa nekk leen war ñu ngi koy def suba ak ngoon. waaw mais monsieur le maire li mu la wax nii leer na ndax mënoo leen lëkkaloo entre commune. laisse-moi terminer quand même. bu la sama commune maa ngi def li ma wax. mais laisse-moi terminer. kenn waxul defoo li la war dañ ne. lëkkaloo leen pour sécurité ndax yéen a ngi ci xalaat loolu mooy question. monsieur le maire fii doo fi maire de boo meree ñu ñoo la dàq maire. man maam ak maire. waaw kon wuyu ñu moo gën nga fasal ma sa kanam. am solo mooy nit boo ko da nga koy bàyyi mu yeggali. mais soo waxee tamit lu nekkul suñu lii ñun ay journalistes la dañ lay relancer. déglu ma su ma demoon bay maire du ma fi ñëw. baax na may woo mën a neex mu ñëw. ah d'accord parce que leen moom su ma neexoon du ma ñëw. donc affaire de maire. mais su ma nekk ci benn logique d'expliquer di nga may bàyyi ma yeggal c'est tout seulement mais pas maire vraiment bu ko da nga jàpp ne maire maa lay jégalu mais loolu nekkul si man dama la bëgg xamal ne ñun li ñu organiser woo mooy suñu commune noonu la ñuy fonctionner. léegi nag di ngeen wax noonu normalement duñu ñoo ko war def dañ si indi idée mais le sous-préfet des Parcelles Assainies Grand Yoff arrondissement la ak Parcelles on a un sous-préfet on a 2 commissariats de police ak brigade gendarmerie Foire donc ñun ñëpp ñooy toog ñu waxtaan xool nu ñuy defee link bi mais ay maire rek bu ñu toogee waxtaan mënul aboutir sans ñëw une certain apport. mais est-ce que mën nga doon ku koy déclencher pour kii leen loolu. léegi nii rek bi may ñëw léegi nii rek daa am final bu am le dimanche muy zone 7B ñu yóbbu président ASC pour ñu dem waxtaan ak commissaire de police bi suñu demee dañu war a dem gis commissaire Parcelles gendarmerie Foire commandant bi pour wax la ne ñu ngi am ay idées mais idées yëpp tam bu ñu ko amee ba teg ko suñu préfet bi moom moo koy boole. parce que moo yilif gendarmerie yilif police yilif ñun maire yi am nañ idée yooyu mais xam nga loo gis rek pour man nànk-nànk la dem loo xam ne newul sa loxo. da nga koy ñaani uti ko waxtaan rek la laaj. mais monsieur le maire tamit am na loo xam tamit bëgg nañ tamit nga leer lu ñu ci mooy est-ce que tey li gën a fort ci yéen mooy seen gox la wala seen appartenance ci parti politique yi ngeen nekk saa su seen gox soxla. dégg nga c'est pas compris. tey par exemple dama la jox benn exemple bu terre à terre. yaa ngi Grand Yoff. waaw
bokk ci ñu jàppal tànk Khalifa Ababacar Sall. ki nekk Padoa ma nga foon nekkatu fa. loolu wax nekkatu fa. wala boog ci li ngeen feeñal ak moom la mu feeñaloon ca vote ya duñ ci delluwaat ba coow li fi amoon mu doon postulé wu ñu naan ko toog nga ak nangam na ak ni mujj moom Banda Diop. suñu considéré yooyu noonu ñuy wax. mu ngi mel ni xëy na nekkatu parce que gisatuñ ko. ci seen i yëngu-yëngu yooyu. pour Khalifa na génn. tey bu fekkee ni seen gox yi ngeen ñàng dafa soxla. moo xam ci wàllu sécurité comme yi ñu waxtaanee nii. est-ce que bëgg-bëgg seen askan yooyu ci féexal leen ci jafe-jafe ñu am ci wàllu sécurité moo gën a fort ci yéen que appartenance yi ngeen am te mu xaajale leen mais li tax ñu nekk maire ñun mooy askan yi seen bëgg moo gën a fort ñun li ñu bëgg ñun personnellement ak fi ñu far kon ci li ñuy waxtaan nii mais beneen bi est-ce que mën nañu xaar kon monsieur le maire Grand Yoff ni lii ñu waxtaane fii am na solo boo xam te ne du ma ci xaar keneen man maa ci xar sama tànk tubéy dem gisi samay mbooleem naataango ne leen kat bu dee bëgg nañoo dimbali suñu askan ci lii suñu boolee suñu doole xàccandoo dóorandoo nañ ci yegg tàllal naa leen li ngeen wax ëpp na sax solo li ngeen wax ni dafa ëpp am solo mais xam nga loo bëgg ñu def attention dañ leen di wax lu ñu xam bañ di tuumaal nit ñi Banda Diop kenn mësul dégg mu ne bàyyi na Khalifa dem na APR kenn mësu ko dégg nit ñi dañu bàyyi ñaaw njortu yi di tuumaal nit ñi beneen bi mooy li ma la wax nii yomb na li nga wax mën na nekk te ñu ngi siy dox mais préfet suñu sous-préfet il est sensible si lii lu am il nous convoque ñu waxtaan fekkoon affaire politique la mais sous-préfet bi état moo ko fi teg commissaire yi état moo leen fi teg mais wax nañu dañoo dépassé yooyu le préfet nous appelle nous-mêmes ay maires pour ñu xool nu ñuy defee link bi au niveau de l'arrondissement pour ànd liggéey donc lii day gën a féddali li ñu nekkoon di dox. dañ ko fasalul nag si rajo ak télé yi fi mais ñu ngi siy dox lu ñu mën. te am nañ yaakaar ne lii xew dina gën a tax ñu gën a taxawaat. ba bu ëllëgee même bu dee am tamit du gaaw a amati. yaak monsieur le maire bu Padoa ndax yéen a ngi déggante. déggante comment Banda Diop. ndax yéen a ngi am continuer di am relation par rapport ak seen i liggéey en tant que maire. ndax yéen a koy am ba léegi mais maire dañuy wootante dañuy waxtaan. bu ngeen mujjee déggante kañ la. non dama leen ko wax kooku amul sens kooku lu débat bi loolu débat bi. non da ngeen ne sànq yéen a ngi liggéey. ah non ci cadre boo xamante ne xalaat loolu pour sécurité commune yeeg parcelle ak ñoom seen léegi ñun dañoo bëgg a xam. ak bu Padoa kañ ngeen di déggante. même les maires bu ñu toogul am nañ administration yu liggéey ensemble maire bi il est là uniquement pour coordonner. D'accord. Mais c'est l'administration qui travaille. Donc, l'affaire du maire, c'est le maire qui valide aussi. Hein? C'est le maire qui valide. Oui, mais l'eau valide, il y a un peu. Ah, voilà. Est-ce que les amni, il y a une yard, John Genti, ou un téléphone, ou un non, non, les amni, nous voyons ici, mais le sous-préfet, il y a xam nga sous-préfet bu si doxee rek ñu ñëpp ñooy toog ñu waxtaan si. waaw mais am na lu ko mën a yàq nag. ndax sous-préfet xameewuñu ko mu far fii wala fee. administration la dafa apolitique. waaye bu boolee ñoo xam ne dañoo waroo ci wàllu gis-gis ci politique. mën nañu di jafe-jafe. non ñun ñoo dépassé loolu ñun ñoo mag loolu. politique benn période la mooy élection bu jotee ñu élection bu jeexee jeex na. soo nekkee maire tu es là pour tout le monde. amul APR amul PS. kon naka lañ mën a comprendre ndaw yi yu ñu wax ni. bokk nañ ci ñu indi fitna bi ñu nemmee ko barki démb ci yenn bus yi nga xamante ne toj nañ seeni verre ba sax lii ñu Dakar dem dikk bi jotul woon jàll en tout cas Grand Yoff ci côté yooyu te daanaka du fa gulet saa yu ñu amee yu mel noonu on se rappelle Khalifa Ababacar Sall bi ñu ko tegee loxo lu mel noonu amoon na ci ñu bokkoon taxaw Dakar doon wane di def ay manifestation loolu ba léegi ci politique la ñu indi ko ci li nga xamante ne ci gox la mu indi ay gàllankoor te lépp ci coloration politique. waaw xam nga yàq kenn du ko rafetlu. et puis li ñuy yàq ñu ñoo ko moom. Macky Sall doomam dugg si keneen doomam dugg si ñun suñu doom ñoo si dugg ndax amuñu mooy ak oto ñu leen yóbbu donc yàq bi ñun cautionné wuñ ko te bugguñu kenn di yàq mais soo gisee xale yi di yàq aussi li warloo Moustapha ñu jël xeer di sànni. ah non 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 monsieur le maire non non là je ne suis pas d'accord. ah du mag def na bàyyi ko mu àggale lu dul yoon bàyyi ko mu àggale jël si. ah non non là je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord. mag day juum xale day juum. Moustapha Niasse bu demee loolu mi ngi suñu ginnaaw. li ci suñu kanam. mooy yéen voilà. voilà. Diop nga sant ma sant Ndiaye de boo meree maanaam daa xam non xam nga yéen da ngeen mais lii mooy émission bi. lii mooy émission bi ma Diop jaar nga fi jaar ak yow yow toi même loolu moo tax comprendre le concept émission da lay napp de da lay napp de. non man mënu maa toi même tu sais jaar nga fi. j'ai pas de problème par rapport à ça. il sait.
yow jaar nga fi xamu leen ku mer. ak ku bëgg la wax waxu corko. yéen da ngeen wax waxu corko dama bëgg nañu dégg moom moo tax. waaw eggali ci ligne bi nga nekkoon. su ngeen di kër di kër damay dégg ba ngeen pare ma. noonu la de boo duggee fi baaxul dañu daan génnal fi bu baax. ma dal rek Moustapha Niass la ko poussé mu jël xeer di sànni Macky Sall waxet doon xeex Obélisque taxaw naan ministre de l'Intérieur du jiite élection yi naan waxatuma ko woon leen révolté woon moment boobu moo révolté xale yi tey mais jekkul rafetul. mais njiit. attends je viens. njiit jekkul rafetul. xaar nañ ci moom dal ak mesure. moo tax voilà moo tax ma wax la xam nga man gisoo ma def ko. xale yi ñoo koy def. mais xale yi koy def ñëpp est-ce que ñëpp dañu ànd ak Khalifa wala ànd ak Karim mais non léeg-léeg étudiant mer taal bi fekk politigul. su ngeen nee nous allons faire face nuñ ko mën a déggee. xam nga faire face bëri na façon. yan façon la. faire face naa taxaw wax lu mu naqari si télé bi. kay dem wax ko si rajo bi. yéen a ngi koy wax kay. waaw su fee jamono bi nga naan bi ngay wax yow li la metti. waaw nga jeexalee ne nous allons faire face loolu nuñ koy dégg. mais mooy jàkkaarloog Macky Sall. pon ko dëkk bi moomu ko. waaw yaa ngi ko jàkkaarloog moom. voilà ndax fi nga koy waxee. mais maa ngi koy wax mu ngi lay gis. waaw maa ngi koy wax. nga ne ko li nga may def nii neexuma sama candidat bi nga téye nangam. mais nous allons faire face. mais maa ngi koy wax faire face mooy lan ñëpp xam nañ ne Macky Sall dafa bëgg une dictature si réew mi duñ ko nangu. léegi duñ ko nangu c'est-à-dire dañuy am tëj kaar wala tëj man du ma tëj kaar du ma taal bis. noo ko dul nangoo kon. mooy wax sama wax ñëpp ñu ma àndal ñu xam Macky Sall naka lay taxawee le 24 février ñu dégagé ko. su dee depuis bi ñu tegee Khalifa Ababacar Sall ba léegi yeneen koy wax mais teewut ña ngi ko teg loxo ne ko lañ koy tuumaal loolu la. justice mu ngi def liggéeyam. ngeen jël ay avocats yuy layal Khalifa Ababacar Sall. ci instance yi ngeen demagul première instance dañ ko daan. ñu dëggal ko ci deuxième instance. cour suprême bi ngeen doon xaar tamit noonu. yéen a ngi waaj a jëm ci rabat d'arrêt yéen a ngi wax yéen a ngi def ay vendredi noir mercredi jaune. ba léegi yéen a ngi ci loolu di xeex mais dafa mel ni. voilà la ngeen bëgg amu leen. donc loolu mooy léegi wax ju doy na taal leen dëkk bi. déedéet dama lay laaj. non je te comprends non gars yi dëgg la je te comprends. man laaj dama lay laaj. te comprends parfaitement mooy wax ji doy na. man waxuma non déglu ma. ndaw yi leen fekkoon yéen waa Saint-Vincent ñemeel li ndaw li fekkoon yéen waa Saint-Vincent ngeen di def seen point de presse dañu leen wax ñoom ndaw yooyu ne leen wax ji moo jeex. yan ndaw la yan ndaw la. ndaw yi. est-ce que ndaw yi Khalifa Sall wala ndaw yi Karim la wala ndaw yi keneen la. ndaw keneen lay doon. parce que nekkul beneen candidat bu ñu recalé. mais su ma la déggee li nga wax dafa leer. te d'accord naa ak yow da nga ne. wax ji bari na. wax nañ fu ne. dama la laaj dama ne la depuis Khalifa Ababacar Sall ñu teg ko loxo ak li ci xew yëpp recours ngeen recours jaar ngeen fu ne def ngeen ay mercredi def ngeen ay vendredi. wax nañ waaw jaar ngeen fu ne. dara sotti ba léegi yéen a ngi contesté. waaw Khalifa Ababacar Sall bokkagul en tout cas ba. léegi lu des kon ci élection yi lu des léegi. dama ne su fekkee loolu yëpp yéen a ngi jàkkaarloo waa ji ngeen di wax ni moom ngeen di jàkkaarloo yéen a ngi koy wax ba mu dintal ba ngeen ne ko nous allons faire face. loolu laa bëgg nga man lan la war a dégg. nga ma sama woon idée wu def dara ma koy wax. te nga li ngay wax nii dafa leer. wax nga dëgg da ngay la nga am ci man pour leeral yow li nga bëgg a. non c'est que comme ñoom moo génne say propos dama ko génne. laaj est-ce que man damaa war a nekk foofu pour wax. su ma toogoon fi nga nekk xam lu am solo. mooy ñun tey ñu ngi ci dynamique boobu pour ànd dem xeex yi xeex bëri nay façon bi jiitu mooy di wax ak nit ñi ñu xam li xew dëggantaan. deuxième bi fexe ba carte ñu téye ñu te fexe récupérer carte yi ni ñu dem voté yi. troisième bi mooy lii conseil constitutionnel génnee te tegul ci dëgg tegul ci yoon ñëpp xam ne tegul ci yoon parce que su fekkee ñun dañu da nga ne wax nañ fu nekk am nañ yaakaar ne juge yi des fii dañ am autoru le président Kéba Mbaye am nañ yaakaar ne juge yi des nii dañ am autoru le président Kéba Mbaye xam nga li am solo mooy ñu ñëpp ñoo war a xoolaat suñu bopp muy Macky Sall muy ñun mais su fekkee ne dañu toog comme avocat maître Boubacar Cissé li mu waxoon xam nga moo taxaw fi mu ne le rabat d'arrêt n'est pas suspensif dégg ngeen ko moom moo ko wax léegi benn affaire la da ngay may 2 minutes rek ma wan leen ne moom li mu wax gëmu ko 2 minutes bari na de 1 seconde d'accord jeex na kon jeex na benn affaire bu ndaw je vous en prie parce que dama bëggul nit ñi aussi ñu xam ñuy wax ñan la xam nga dafa taxaw publiquement mu ne le rabat d'arrêt n'est pas suspensif l'a dit partout mais xoolal kii affaire bi ko Bourgi la
te maître Boubacar Cissé moo wax fii moo wax lii dafa ne confisquant des biens de Bigot Bourgi les avocats répliquent à Antoine Diome mu ne l'État du Sénégal viole ses lois en décidant déjà de la confiscation des patrimoines des personnes condamnées par la CREI. Après, moom mu ne l'arrêt de la CREI condamnant notamment Karim Wade, Bigot Bourgi et Pape Mamadou Pouye n'est pas encore définitif pour cause de procédure de rabat en cours. loolu mooy lan. Ensuite mu ñëw si dama gàttal dama dégg yu bëri. mooy la loi organique 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême dispose dans ses articles 57 et 37, 51 et 37 en matière pénale, la procédure en rabat d'arrêt suspend l'exécution des faits de l'arrêt en cause. Maître Baboucar Cissé moo ko wax. Maître Boubacar Cissé moo ko wax. signé par maître Boubacar Cissé Leyti Ndiaye extra. ndax cas yi benn la. mais benn la. non est-ce que rabat d'arrêt bu Khalifa dugg na wala dugg ko. rabat d'arrêt bu Khalifa bu Khalifa introduire nañ ko wala déet. non c'est que xam nga am nañu 1 mois pour introduire ko. mais 1 mois par rapport ak man kii bi ñu jëm échéance bi. conseil constitutionnel pour mu décider da ngeen bëgg mu am impact ci décision boobu ndax rabat d'arrêt du ngeen ko dugal léegi. voilà xam nga conseil constitutionnel bi mu examiner dafa juum amul tax casier judiciaire bi nga xam moom lañ déposé ci table conseil constitutionnel amul fenn fu ñu mentionné ne Khalifa Sall est condamné 5 ans de prison amu si dañuy def néant. ça veut dire que casier bi entaché wul dara. waaw bu dee ce n'est pas suspensif nag. voilà bu casier bi du doon. non xam nga fii li tax ma wax ko j'interpelle maître Boubacar Cissé Sénégalais yi ñuy déglu mu wax ñu ñaari su am dëgg. mais amoo ci xam-xam. bu siy dëgg. mais monsieur le maire li nga wax amoo ci xam-xam. non am nañ si xam-xam. parce que waaw parce que. lii les praticiens du droit la. droit la de. non da ngay rapporter. attends laisse-moi terminer. laisse-moi terminer. ñëpp xam nañ ne soo defee rabat ça suspend la procédure. muy dépendre ci affaire bi. affaire pénale. mais loolu la wax fii c'est très clair. donc xam nga dama bëgg xam nga du ma commenter. xanaa Sénégalais yi commenter moom li mu waxoon télé le rabat n'est pas suspensif loolu la wax. clairement catégoriquement. ak li mu waxaat fii moom laa bëgg moom leeral ñu ko par moo si dëgg. deuxième chose bi est-ce que mën na nekk ñu déposer casier judiciaire bu vierge avant ñuy condamner Khalifa Cour suprême ñu génnee liste yi def indi casier judiciaire beneen rocci bee dugal bi c'est impossible. mais pendant ce temps ñuy xaar li ñu gën a intéressé. la liste définitive mooy peut-être liste définitive bi d'accord. ñaari parti la am na parti judiciaire boo xamante ne ñañu ko sas ña ngi cee yëngatu am parti boo xamante ne mooy le combat politique yéen a koy mëne mais li ma la bëgg a laaj mooy tey ndaw Grand Yoff ban leader politique en tout cas ci seeni action politique lan ngeen leen bëgg a jàngal ci yëngatu yi yëpp xawma Khalifa def xawma deful loolu mais ci seeni yëngatu ci wàllu politique ban image ngeen bëgg a bàyyil ndaw yooyu nekk Grand Yoff li leen bëgg a jàngal mooy nit lan la xar yi mun nga ko xeex te doo yàq li nga moom. voilà li la metti yow mun nga ko xeex te doo yàq li nga moom. te fu la dëgg fekk na nga ko wax. te bu la kenn mën a corrompre lu dëgg. même meletu état bu ko yoree le 24 février na ngeen daan Macky Sall biir Grand Yoff ak maletam. ay propagande de. mais li nga wax nii. li nga wax nii. nekkul lu ñuy faral. baal la ñëw dama c'est que fii daa am ay fin politique yu fiy toog ba pare mais ñun la ñuy jaay dañuy kopp. mais bii moom da nga kaa sërëfal. non pour waa Sénégal. billahi non mais kenn déggul dara loo wax ah. maa gën a dégg xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga ci biir wax ji dafa wax bu am solo. yow boo meree taal sa kër kuy perte. bis yi ñun suñu doom ñun baanole ak suñu doom yi ñoo ciy dugg. tey ñoom bu fekkee bu nu meree taal bis rek la ñu xalaat wala saccagé benn affaire wala oto jàmbur romb ñu dóor ci xeer. te tey ñi gàmmoog ñi ras dem du ñu benn. dëgg la. am na ñoo xam ne tey xam nga ay lan lañ ay malfaiteurs lañ rek dañu xaal fan la problème am rek ñu dem dugg ci raaxaloo. rek la ci seen i compte këf portable lu jàmbur. yàq oto jàmbur. ubbi taxi agressé nit est-ce que loolu bokk na ak li ñuy wax kaas moo tax léegi jeunes yooyu nga xam ne la Pape Ousmane wax yéen lan ngeen war a jàngal jeunes yooyu en tant que politique lan la war a doon
nga ni liñ leen di jàngal mooy li la naqare mën nga koo kaas te bul yàq li nga moom te bul yàq tamit lu keneen moom. un jeune honnête nit bu nitee nit ku way mais dafa mel ni léegi loolu dafa bëgg a jeex ci wàllu politique léegi li ñuy jàngal politiciens yi mooy saagaal xeexal sànnil xeer gën a la ñaaw làmmeñ sax ñu ne voilà booy bi leen nañ ko favoriser léegi mooy porte parole jeunes yi fu débat am moom mooy wax mooy saaga mooy sànni xeer ñu wutal ko benn scooter wala ñu wutal ko benn oto di ko jox salaire ay jàpp ni politique noonu la moo tax mais gis nga les politiciens gis nga yéen ma jóg yéen il faut ngeen toogaat yéen su tëggaat seen bopp billaahi dafa neexul a wax nag parce que politique bi moom boo politique sax ñu politiqué la man Sall bi sax ñu may politiqué d'accord naa mais nañ ma politiqué ci lu baax mais bu dee fu ngelaw li jëm rek yóbbaale ma fu ñuy defee kii nga dem topp ci fu ñu waxee ni jeune Grand Yoff en tant que maire daf lay naqari mi ngi mel tey ji bu ñu nee Pikine rek mais Pikine am na ñu baax am na ñu bon amaana ñoo xam ne sax dëkk ñu Grand Yoff dañu jóge feneen ñëw dugg ci parce que ñi gàmm ak ñi ras dem bi ñu benn moo tax yéen il faut ngeen dajale seen jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu tant que defu leen ko muy li ma wax sànq du ngeen mën a segg mën na am sax waa Grand Yoff taal waa Pikine yi jóge Pikine ñëw taal dellu ba tey sax mën na am sax waa Pikine si bu ñëwee par waa Grand Yoff ñëw taal est-ce que Sall li mu wax ni am na il faut ñu dajale jeunes yi tànn ceeb bi tànn xeet yi niroog ceeb bi sànni leen mën a jariñoo yàlla dimbal nañu def leen loolu dimbal nañu du sotti ba meluñ ñu ne Macky Sall ak Moustapha Niass yaa ngi politique Sénégal day ñëw fii bàyyi loolu politique loolu politique loolu am géwél la jàmm rek laay def Fama laa bëgg ñu changer place parce que Père Sall fu mu toog nii arrangé wu ma yow foog nga changer place de Père Sall parce que yéen ñaa arrangé wu ma dama ni jublul fee booy wax say gaaf ci état man géwél laa du ma ko état. man man géwél laa géwél 1000%. non monsieur le maire bu ko déglu dafa mën tooy yooyu Pape. peut-être ci réflexion yi nga xam te ne xëy na ñu ngi ciy xaar homme politique mu ngi koy wax sànq. mooy ci approche yi ak ci façon yi nga xam te ne yàgg nañ ko xam ci politique. est-ce que bokkul sànq da nga am valeur yoo wax mooy fu la dëgg fekk da nga ko wax. waaw qu'importe même bu farut ak yow. waaw mais lu tax ñun ñu war a mën a importer yeneen idéologie naan ay socialiste ak nangam. pourquoi pas ñun suñu réflexion waru mën a dem ci loolu mooy lii suñu valeur ñu moom ko ñu xamee ko Sénégal maanaam ñu fexe ba valeur yi ñu delloo ci nit ñi xamale ne politique du ay socialiste du ay marxiste du ay nangam mais la mu doon mooy li ne ci yow muy sa identité mooy fu la dekk parce que yooyu ay valeur universelle la ñëpp accepté mooy mbaax mooy ay jom ay voilà est-ce que tey comme li ko Sall waxee waru leen yegg ci loolu mooy amaat beneen xeetu gis-gis ci wàllu politique teg ko ci li nit ñi xam muy suñu mbaax ñun Sénégal duñ tere nag ubbee quoi ci àdduna bi li ñuy doxee ak li ñu ci xam mais ñu yem ci loolu rek xam nga politique musul changer idéologie ñu koy def rek ñooy changer ay comportement ñu koy def ñooy ñëw ak seen melokaan mais pour man ku def politique rek pour jàppale nit ñi ak dafa dëkk wala nga koy def peut-être loolu kese la am yoo xam ne xaju si waxu ñaaw yu xaju si saagante yi xaju si jëflante yu ñaaw yu xaju si mais nit ki ni nga jikkowee rek ngay wane si mbedd même boo politigul sax am na jikko boo xam ne boo ko wane ñu xam ne kii ku doy del rawatina boo demee ba def politique ba ñëpp war laa xool war laa déglu war nga am yeneen comportement mais suñu toppee suñu nit yi nga xam ne lu ñu wax génnaat si bu ñu leen royee noonu la ñuy mel ku wax tey suba ne waxu moo lii c'est que ñun ñu jiite ñoo war a gën a am suñu dignité boo xam ne dañuy ku ñu xool respecté ñu suñu mais am na tamit leneen lu yéeme lu yéeme ma wàcc foofu rek. non denc ko ba deuxième partie Pape dama laa xool ci pet comme yow doo suivre nag ma tàj Pape merci si Pape bii laay ñëw Pape Diouf wute nga ak Pape Ousmane bii maa lay gis monsieur le maire mu ngi wax yaa ngi ree da nga ànd ci lu mu wax wala àndoo ci lu mu wax Pape. non am na ci lu ma ànd am na loo xam ne nag moom. waaw wax ko mu ngi lay dégg. parce que sama xam-xam daal yaatu aussi. moytul gestu na di ko xool ndax moom day nappaate yow xoolal sa caméra rek wax dëgg politique waaye nag dëgg moom. waaw comme li mu wax rek fu ñu fekk ba ñu fa. dëgg la waaw loolu moom. ci wàllu politique bi nag acteur politique yi ni ñuy doxalee. waaw man daal li ma si ñaawlu daal mooy comme ñoom ñooy suñu kilifa yu ñaaw yi moom nañ ko teg fël. yu ñaaw yi mooy lan. waaw loo gis li ñuy def. comme kilifa yi nga xam ne dañuy dem assemblée di fa xeex ak yooyu loolu moom rafetlu ma ko ndax tey jii bu fekkee ne yow da ngaa yor sa kër yaag sa jabar ngeen di xeex doom yi bu ñuy xeex ko leen di atte dëgg la waaye ba tëj kër gi nag boole maa yàlla yebal malaaka loolu moo tax lu bari ngeen dafa
dalaa xasoon moo tax comme ñoom ñooy suñuy kilifa. dëgg la. xeex bi moom war nañ ci dim ñi nga xam ne sama classe bi. nga xam ne xamuñ dara ay xale lañu ñooyu. waaye kilifa yi nga xam ne ñoom ay ñoom bu ñuy xeex ñoom ci seen biir man du ma politique see man du ma politique jànguma xaw ma affaire politique. waaye di nga voté ji. waaw man moom dama kon kay bàyyi di wax du ma kii bul génnal ci ay. non man kay sama xeex man li may xeexee mu ngi sama poos. mooy bii. bés boo jotee rek nga dem def. waaw man boobu laay xeexe. waaw. militant yi bu ma xëyee bëgg a jëndi ndekki sax gis ñu commencé di kii ma dugg sama. militant yi nga xam ne ñoom dañuy faral di génn gaam moom nekk ci mbedd bi di def yoo xamante leader yi dañ koy sant sax des fois ñu ngi seen kër toog ñooñu loo leen di wax. non loolu moom man daal affaire politique moom taxul sama xam-xam taxul mu kii. man daal papa ñi ñere naa ko loolu su ma mënoon topp la nekk benn weñ ci jour bi ngay voté ma xam kan ngay lii dinaa ko la jël. waaw Diouf mi xam nga Diouf daa doon ko xam ne Diouf séeréer xam nga moom affaire politique xamu ko. lii riir ci dëkk bi xamul. sam laa doon def ak béy ñu indi ma fii Dakar ma ne fii di jéem a kii nii dina ci saret. ba leer na ne moo xamul lu bëri. ni mu kiiwee ci monsieur le maire ne 16 boobu tam bu ci commencé dana tàng. waaw moo fa nga toog kon baax na. léegi. monsieur le maire dinaa ñëwaat. waaye nag même monsieur le maire xam nga man bëgguma far waaye monsieur le maire li mu wax noonu pour jàppante bi. waaw man loolu moom baax na ci. ànd nga ci ndax fi mu nekk nii ña fa nekk foofu. ñii di dee ñii di agressé ay nit ñëpp suñuy mbokk lañ. waaw comme ça ñoom kilifa yi buñ ci taxawee ba ñuy xool ci solution daal dina ci baax loolu. jërëjëf Pape Diouf li nga wax am na solo monsieur le maire dinañ ñëwaat si kanam fekk si la waat waaw deuxième kii bi monsieur le maire foog ñu ñëw si yow si kanam léegi dañuy jàll ci benn événement comme ni ma ko doon waxee sànq ak Koura Doumbouya. bàyyi leen tooñ léegi génn nañ Grand Yoff dellu si nañu fii suñu côté Afsodida waaw fekk si Koura Doumbouya initiatrice de l'événement Bonjour 2019. Que veut dire Bonjour 2019? Ok, donc je remercie tout le monde déjà qui regarde la DTV, plus précisément cette émission qui est Toi-même tu sais. Donc nous, on sait déjà. Après la politique, on revient à Bonjour 2019. Pour eggalir ci wolof. Donc Bonjour 2019. cabaxal quelques en kii mais waxal wolof. D'accord, comme da nga commencé wolof moo tax ma wax wolof. ma wax français. Ok, donc Bonjour 2019 benn initiative la. Initiative bi nag tey dama gën a réconforté wu. fi ma toog nii bi ma dégloo ñii ñëpp ñu wax. politique bi wax tonton Sala wax ñëpp wax. Je suis très à l'aise ci initiative bi lu waral initiative bi dama inspiré wu ci benn concept ivoirien. Bonjour la tudd. Bonjour nag ñoom dañ ko doon def ci réveillon yi. réveillon yi bu ñu koy def dañuy invité humoristes yëpp ñu ñëw bu ko defee ñuy waxtaan et tout pour amener de la joie. Dans le cœur des gens fin d'année bi pour année bii di ñëwaat ñu dugg ci ak jàmm ak paix. dëgg la bi ma gisee loolu ma ne ñoom dañ koy def ci humour man nag dama ko bëgg a def mais sama dëkk laa koy defee. waaye li ma koy defee du doon humour mais dañ koy defee ci développement mental liggéey yaat jikko yi liggéey yaat bopp yi nekkul ne bopp yi baaxul baax na. ñun dañuy dem école. dañuy dem daara am na lu ñuy jàng mais am na loo xamante ne àdduna moo la koy jàngal c'est l'école de la vie tey jii ñu ngi wax ci valeur valeur yëpp li tax ñu am problème mooy on a nos diplômes mais est-ce qu'on a des valeurs parce que les diplômes c'est pas les valeurs tey jii nekkul titre bi nga am mooy andi jikko bu baax am na ñoo xam ne tey jii seen titre su fa dañoon kenn du leen fa fekk te nit defe naa affaire bi du loolu affaire bi lan la mooy ñu développer le mental c'est quoi développer le mental c'est permettre aux gens de savoir que le succès c'est pas une ligne droite ñu xam ne àdduna dara yombul mais lépp loo soxla rek da nga koy bataille pour nga am ko bataille bi mooy lan bataille logique bataille spirituelle bataille de conscience. Quand je parle de bataille, je parle pas de xeex, de sànni si busi wala affaire yooyu. Donc concept bi son rôle c'est quoi? C'est permettre aux gens qui n'ont plus de rêve ñi nga xam ne xalaat amatuñu gëmatuñu sax seen bopp. gëmuñ ne mën nañu parce que dañu nekk ci société boo xam ne tey jii loo entamé boo jógee di def ñi la gën a jege ñoo naan la mënul nekk. du baax du jàll. duñ la encourager. Pourtant exactement pourtant
tout dans la vie paraît impossible jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. tey jii lu ne dañ naan mënul nekk ba kenn def ko bés bu ko kenn defee ñu ne mën na nekk donc tey jii le concept de Bonjour 2019 c'est un training c'est un grand programme ça se limite pas juste à ça c'est un grand programme de développement mental baal leen ma parce que damay gën a nekk à l'aise su ma koy wax en français donc c'est un grand training de développement mental pour permettre aux gens aujourd'hui de pouvoir se libérer du stress et des challenges de la vie parce que y a rien de facile mais quand tu veux tu te donnes les moyens tu te bats tu auras le résultat. Alors l'esprit c'est comme un parapluie il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert lan lañ ci mën a dégg. waaw liñ ci mën a dégg mooy li waral le concept Bonjour 2019 mooy li may wax sànq xam nga dans la vie des fois tu apprends des choses à l'école amna lo xamné sa kër nga koy jàngé mais amna lo xamné yàlla moy def ci sa yoon ay nit ñoo xamné ñoo la koy jàngaleel moy li nga xamanté ni tey jii te gëm naa ko mooy personne ne vient dans notre vie par hasard lii yàlla bindoon nañ ko balaa ñu fi egsi parce que ku nekk rek am nga loo war a génnee mu jariñ keneen quand ou comment on sait pas l'esprit est comme un parapluie il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert lii dama ko jël ma def ko ci sama bopp parce que des fois di nga nekk ci benn milieu boo xam ne da nga yaakaar ne à part foofu dara existé wul tout s'arrête là-bas dès que tu sors de là-bas tu changes d'état d'esprit tu changes de mental tu rencontres d'autres personnes d'autres circonstances de la vie même si c'est des circonstances difficiles ça t'ouvre l'esprit et tu es disposé toi-même à apprendre à comprendre à savoir ce qui se passe en dehors de ta zone donc aujourd'hui le Bonjour 2019 son rôle c'est quoi permettre aux gens d'ouvrir l'esprit. Et c'est prévu pour quand est-ce c'est prévu ce samedi 19 janvier au Radisson Blu de Dakar. Donc à partir de 16h30 pile poil jusqu'à 20h. lañ fay duggee ma ne nan lañ fay duggee. dañuy fayloo nit yi wala da nga leen koy may. bon xam nga Sénégal bëgg naa ñu wax ci benn affaire parce que dañu bëgg lu gratuite. La gratuité n'est pas bonne. Il faut éviter d'avoir les choses gratuitement. Parce que man tay ji xalaat rek laa am nit yu baax yu yàlla teg ci sama yoon ñu dimbali ma wan ma benn activité boo xam ne mënuma ko fi wax parce que bokkul ci li ñuy war a wax ci télé. Donc muy activité boo xam ne moo ma permettre tey jii may def développement mental. di ko def ci yeneen dëkk. D'accord. Donc fépp fu may dem damay fay pour ma dem. maay fay sama billet d'avion maay fay sama formation maay fay lépp ñama fay fekk aussi di ko def ak ñoom ku nekk yaay jël sa bopp en charge. xam nga lu tax ñuy def loolu li nga ñaq nga def ci sa doole na nga koy tëyee bokkul ak lañ la may tey fa nga xamante ne fa lay amee muy Radisson may ñu ma ko. Donc le ticket c'est à 15 000 francs. Par personne. Mais on a fait quelque chose pour aider surtout les gens. On est à l'école, on veut étudier et tout ça. Quel que soit le diplôme que tu as, si tu n'as pas le mental fort, dehors, tu ne peux pas résister. C'est vrai. Donc, sous fait que c'est des étudiants, nous avons un groupe de 10 personnes, on va réduire les prix. Tarif en fonction le tarif en fonction de 10 personnes mu nekk 10 000 lu tax ñu def noonu pour yaatal xëy na ñii mën nañu jël billet d'avion dem feneen jàngi xëy na ñoo xam ne mën nañoo fay coach mu nekk seen kër nekk seen ginnaaw mais ñëpp amuñu loolu man mii foofu laa commencé donc ma xam naa situation bu sénégalais war a tollu tey les jeunes de notre âge fu ñu toll donc moo tax ñu def des moyens comme ça pour permettre à chaque personne de venir dignement prendre son ticket et de suivre ce concept-là qui va lui donner au moins 10 ans d'expérience en moins de 3 heures de temps. Merci beaucoup Koura Doumbia di initiatrice au événement Bonjour 2019 léegi ñu dem ci beneen événement ndax maa ngi ko doon wax sànq ne am nañu nombre d'événements yu war a am tey wala bokk ci fan yi ñu jëm beneen bi nag di Kay Fecc en spectacle rien n'est plus beau que la vérité mu di koo xamante ni nag ñu ngi koy wax Séni Camara mënoon naa yem ci Séni bi rek ndax chorégraphe la Séni waaw Camara bi de bëgguma si woon àgg man ñëpp xamee nañ ma loolu sant yu bon yi daal du ma koy wax naay wax Séni rek mais siyaare nag ñu ngi delloo ziar waaw bëggee di nuyu ñëpp àdduna yëpp di nuyu ñëpp ñu nekk si plateau bi alors Kay Fecc bii nii lan la ñuy waajaatal pour nga xamante ni ñooy public bi sopp lépp luy activité bu laal culture urbaine ok maanaam Kay Fecc dama collaborer ak ñoom ak centre culturel Blaise Senghor mais lii sama première production la bu ma def ak
Yaay Fall bi muy Sénégal ak Pays-Bas Hollande. D'accord. waaw moo waral teewaay bi fii tey. yow lan ngay def comme art. man nag danseur laa. waaw danseur sabar traditionnel li ñu moom. xanaa déedéet man de maa la doon gis ci ay R&B ak yeneen. man moom danseur laa. wala fu ne nga mënee. interprète afro contemporain si loolu la ñu nekk di si liggéey. d'accord waaw. léegi si li ngeen di liggéey kañ ngeen ko nar a def. waaw ñu ngi war a présenter le 19 janvier samedi prochain. d'accord. mooy le rien n'est plus beau que la vérité. donc mu nekk ñu bëgg Sénégal àdduna ñëpp teew. ndax seen doom ñoo koy def. dëgg la ñu nekk ay jeunes talent yoo xamante ne ni ñu ngi liggéey si fecc. dëgg la muy danse. di si tasanteeg ñeneen ñi nga xamante ne nii. ay yeneen su ma paree dinaa ñëw ci Yaay Fall bi. waaw maanaam daal bëgg na ñëpp teew. d'accord xam ni waaw ñun ñooy xewle. waaw yow benn jour xam naa foog nga ñëw Tivaouane ndax li ngay wax ni bëgg naa ko gis man moom. waaw mais bu baax les faits rek foog ma teg si bët. alors oui. mais affaire yi moom yow xam naa ni bu gënoon a yaatu temps bi bu gënoon a yaatu dañuy gën a amaat communication bi mais comme que samedi la mooy loolu mais. waaw kii daal ku féex la. yow Yaay Fall bi ku féex la. tournel ma nank micro bi si Yaay Fall bi moo wax ak moom. dégg na français n'est-ce pas. très bien bonjour Yaay Fall c'est comme ça qu'il m'a dit que vous vous appelez. C'est Simona. Mon nom c'est Simona. Je sais que c'est pas son vrai nom. Alors il m'a parlé d'une collaboration entre la Hollande et le Sénégal par rapport au festival Kaay Fecc. Il y a un spectacle en vue. Alors comment s'est fait cette collaboration entre les deux entités et également qu'est-ce que vous attendez justement de ce partenariat-là? Bon, la collaboration, ça se passe très bien. Je suis très contente de travailler ensemble avec cette musicien et danseur ensemble. Notre travail se passe très bien parce que nous tous, on s'apprend. Vous êtes artiste? Oui. Je suis danseuse de danse afro-contemporaine de Pays-Bas à Amsterdam. Et je suis très contente de travailler avec eux. Moi, je m'apprends encore la danse traditionnelle de Sabar, encore plus. Vous savez à danser le Sabar? Oui. Mais pourquoi on n'a pas pensé à leur faire une prestation avant qu'ils partent? Peut-être. Ou on n'a qu'à venir vous découvrir le jour J, le 19, c'est bien ça? Oui, vous êtes invités le 19. Vraiment. On va montrer la danse traditionnelle Sabar, contemporain, afro-contemporain. On a tous là-bas. Alors, comment appréciez-vous son travail, sa façon de faire? Il y a un type de danse que fait le Sénégalais de manière générale, même s'il pratique d'autres styles. Mais vous venez de la Hollande. Le regard que vous portez sur la danse d'un Sénégalais comme Séni Camara? Bon, son travail est S'il n'est pas talentueux, il faut le dire. Ne soyez pas gênés du tout. Non, il est très sérieux dans son travail. D'accord. Ça, c'est sûr. Donc, ça veut dire que quand on travaille ensemble. Okay. Mais on partage. Oui. Et en même temps, tout le monde qui est dedans peut partager son idée. Et en même temps, tout le monde est très créatif. D'accord. Donc, c'est vraiment ce travail, c'est une création de nous tous. 9 personnes ensemble. Vous promettez au public un spectacle de feu. C'est bien ça? Oui. Alors, Séni, xëcaatal tout si yow. Waaw, nee na liggéey ngeen ci loo xamante ne ni benn spectacle mu jóge Hollande moom it ñëw fii mu nekk loo xamante ni est-ce que yomb na pour boole ñoo xamante ni xëy na bokkuñu culture wala bokkuñu na ñuy defee. dëgg la xam nga nit ku nekk moom sa liggéey moo lay jaay. dëgg la li ngay jaay moo lay jaay. te ñun dañoo osé ñun sénégalais mun nañoo nekk ku ne mun nañoo def. tey mooy seen bi boo ma bëggee wayal kay bayal benn yoon. non c'est vrai parce que xam nga ñun. waaw. dañoo doon ay nit yoo xamante ni tey. yàlla dañoo dimbali bañ nekk ay sénégalais ndax fu ñu dem dañuy bokk ku ñu gis mën nañu apprécier liggéey ak ñun. à cause de tamit suñu liggéey dañ ko respecté. dëgg la xam ki ñu doon. waaw si moom si loolu la intéressé wu si man ba tax ñu def lii. ñaata at a ngi nii nga koy def.
waaw yàgg na trop. bu ma wax yàgg na wax ma arti waay. waaw yàgg na parce que. da ngaa judd rek di fecc. depuis en 2000 bañ nekkee xale. waaw bañ commencé fecc. nga am talent nii wala da nga daan daw ay jàng ak ñoom seen dem fekkee spectacle yéen yi ci centre culturel yi. tàmbale si xumbali nag ak si taani beer yi. waaw mais nag ñu ngi sant yàlla ndax ñu ngi gis ay tuuti avancement. waaw. ndax di maanaam xam nga aaru Sénégal ñun sénégalais ñoom ñii seen jëm yi buñ ñu gisee dañuy xaw a xeeb. ci suñu aar bi ñu nekk. ndax ñun dëkk bi ñu nekk nii. maanaam fecc bu ñuy def ñoom farataluñu ko bu dëgg la te amaana ni ñun ñu ngi siy sant yàlla yàlla def na ni nag ñu dem def international. le 8 septembre. maa ngi nekkoon arena bu Genève. très bien. waaw maa ngi sant yàlla mais. ba mu liggéey bi daal yóbbu na la fu sori. waaw liggéey bi ñu ngi pensé mu yóbbu ñu feneen nag. incha allah incha allah moo tax ñu am concept wu ma am concept wu nekk ak moom liggéey ak moom. dëgg la waaw. jërëjëf Seyni Camara xam naa kii foog ñu déplacé wu ñun ñëpp TMTC monsieur le maire sax dina démarrer ñu dem seetaani ko le 19 janvier incha allah on revient juste après ceci. Puisé au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamançaise, naturelle comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com. ci réew mi gox yi ak gox-goxaat yépp ñi ngi jëfandikoo doolay ndox mi ak ngelaw li leeraayu jant bi xarañteefu jumtukaayu xarale yi ak liggéeyu ndawu Senelec yi ngir jox askan wi courant bii tax ñuy mën a sanc ay bërëbu liggéeyukaay courant bii tax ñuy mën a fent ay mbir yu bees di yombal paj mi ci bërëbu fajukaay yi te di leen mën a dalal ci ay anam yu mucc ayib ci seen kër gii di Senelec courant bii tax ñuy mën a jokkoo ci xarala yu yees yii ak di mën a gisante saa su ne courant bii yombal daje yi ak gise yi ci jàmm ba ñuy mën di bégee courant bii yombal njàngum xale yi bii tax soxla yi di lijjantiku saa su ne courant bii jëmale réew mi kanam ak di leen jox yokkute ak koom-koom Senelec courant bii tax lépp jàppandi. Dans le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. On est vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV.
Alors, de retour sur le plateau de Toi-même tu sais, nous wéyal rek waxtaan bi ni ma leen ko waxee woon au début pour la deuxième partie nous avons la rubrique Sen métier ak Adjara Ndiaye ak ki nga xamante ne nii mooy invité ma di Pape Diouf pardon di porte-parole association des charretiers d'Ego moom mu ngi fii ak ñun ba ñu dooree ba léegi dina ñëw moom ci waxtaan bi waaye di leeral rek téléspectateurs yi ne amaat na beneen événement boo xam ni dama ko doon waxee sànq dinañ ci ñëw mu di suñu 3e événement du jour di lamb bu ñuy waajal fële ci Pikine ñu ànd ci naka ak promoteur bi nga xamante ni moo di Pathé Diop moom it ci kanam dina ñëw wax ñu combat yi nu muy tëddee naa per sala bigee dina ma ko kiiwal waaw defalee ma ko nu mu waree daal waaw côté lamb moom per sala moomee léegi laa ko fi rek Sen métier. Pape de daa mel ni jóobeen yooyu xaw a bëri si plateau moo tax ma sant Leela Diop maa ngi jéggalu de. charretier samay goro lañ. waaw charretier le maître de l'attelage. Pape mbaa àndaale nga charrette bi j'espère que jëloo. waaw charrette mu ngi ci suuf. j'espère que jëloo oto. waaw charretier moom charrette rek lay kii. waaw charrette bi moom laa indaale mu ngi ci suuf. Pape lan ngeen di faral di yàpp ci seen charrette yi parce que li ngeen leen di gis ci tali bi bëri. Adjara waxal charrette tax mu xam bu baax nga waxal ma charrette. waaw charrette ci olof bañ a wax charrette. waaw charrette. charrette daa bëri ay façon yu muy liggéey am na ci saret ñoo xam ne dañuy yëb mbalit am na ci boo xamante ne gravaay lay yëb ak ay brique suuf ak barigo ndox mooy boobu ñaari liggéey la beneen bi am na saret boo xamante ne saretu magasin lay doon yëb ay ceeb ak ay yooyu ay gaz ak ñoom seen waaw ak ay gaz ak yooyu ñooñu ñooy saretu magasin mais Pape tamit loolu dis na de ci koo xamante ne dafa yor bakken parfois dañ leen di gis li ngeen di yàpp charrette bi dafay dis loolu ba parfois charrette bi sax day am problème mu mati fas bi laa bëgg a wax day am jafe-jafe ngir dox normalement est-ce que tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ciy nekk di ci suturlu yéen a ngi bàyyi xel ci loolu waaw am na ñu ciy bàyyi xel waaye am na ñoo xam ne nag comme li ñuy wax rek liggéey boo gis moom am na ñoo xam ne dañuy jubal am na ñoo xam ne dañuy def naka sudul noonu waaye nag ki nga xamante ne yow dangaa liggéey ñax sa fos indi ko Ndakaaru di ci liggéey di yóbbu say waajur am na loo xam ne doo ko teg ndax fos yi bu feebaree saaku ceeb bu jeexee doo jënd saaku ceeb bu feebaree bu fekkee ne sa jabar daa accouché doo mën a def na doo mën a yóbbu xaalis kon nag loolu moom bu amee am na ci ñi koy def du ma ne amul de waaye ku xam règlement fos xam fos lan lay jëriñ doo ko def. bii fas may gis ni Adjara mu baal ma fas boobu ñaata lay jar bi ma gis léegi si image bii nii da ngaa bëgg a jënd fas. bii mooy kii bii mooy fas yi ndax bokkul ak yi ko caa doon waxee hamburger la ñuy lekk ak. non bii 440 000 laa ko jënd. waaw bu ma ko jëndee sax boobu taxagul saret. mais am na ci yoo xamante ni yéen a leen di yar ba ñu màgg noonu. waaw bii man maa ko yar maa ko tag saret. waaw. dañuy juddu ngeen yarandoog ñoom. waaw am na ñoo xam ne dañuy da ngay am sa fasu wajan mu jur fas bu góor nga yar ko ba mu mag nga tàggat ko. indi ko mu ne dafa am fasu la. fas bu jigéen. non bi nga njëkk a wax. wajan. mooy fas loolu laajal sa per sal wajan. mooy fas bu jigéen. fas bu jigéen mooy wajan. waaw. Adjara. ñu gis ne léegi liñ leen di gis ci tali Dakar yi bëri na lool. gis na seen liggéey la waaye période la woon. waaw da ngeen daan def bu fekkee noor bi la. ngeen daan ñëw di dawal seen saret am la yoon suturloo. bu nawet bi jotee ngeen dellu dëkk ba. dem bàyyi mais léegi tout le temps yéen a ngi ci kii bi de. tout le temps dañ leen di gis ni dafa mel ni liggéey bi moo dox wala lan la. waaw loolu li ko waral mooy am na ci ñoo xamante ne saret yoo xamante ne Ndakaaru lañ dëkk yow da ngay gis gaa yi nga am sa sànce. chaque jour nga dindi xaalis fay borom saret bi nga ne saa waay pourtant borom saret yi dañuy am xaalis de yow nga def noonu dem jënd sa fas ak sa saret fekk yow yaa ngi dëkk Ndakaaru xam nga fas woo moom du ñibbi waaye ku mel ni man nga xamante ne da ngay nawet heure nawet bu jotee il faut nga yóbbu sa fas mu nawet ndax bu nawetul doo am nawet loolu moo tax nekkul fas yi yëpp ñooy ñibbi am na ci ñoo xamante ne ay magasin lañ yor ñoom ñu ngi xool li ñuy fay transport chaque tour ñu xool ne lii day métti si ñun ñu dem jënd fas ak saret wut causeor ñu koy fay loolu am na. Adjara dafa wax Adjara nga baal ma dafa am lenn lu mu wax loo xam ne dafa am solo. mooy ne charrette yi bëri nañu Dakar loolu. waaw te yoon dafa am nu mu tëralee circulation hippomobile. waaw
nan ngeen war a doxee si biir dëkk bi ak fan ngeen war a jaar. mais malgré loolu des fois nga romb sax si tali gis tableau bu lay wan ni fii charrette waru fi jaar. nga jiit léegi moom sax mu naan dalay doublé. am na waaw d'accord waaye léegi loolu yëpp li koy waral mooy ñun daa am ñoo xam ne ñoo ñu war a jàppale si sa côté boobu. mais yow association nga yor moo tax may wax. waaw pour ngeen xool. non xam nga fi mu nekk nii comme ñoom waaw xam nga comme sareet amul permis de conduire comme oto ñu ne la doo jaar fii dañ koy tere rek yooyu du ñu bind ko si kii bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor mairie yi comme mu mel ni mairie Grand Yoff wala feneen war nañu am ay tableau yoo xamante ne dañu naan fosse bi yow boo demee di passé kii bi dañ naan est-ce que xam nga fi ñuy tere ci biir Grand Yoff wala xamoo ko. nga ne déedéet mu ne béréb tel dañ fay tere sareet béréb tel dañ fay tere sareet bu ñu la jàppee da ngay fay temps. dëgg la yaa ngi dégg waaye nag duñ def loolu yaa ngi dégg ci li ñu gën a métti li nga xam ne moo taxoon presque sareet yi jaxasoo. ñu naan léegi problème bu am sareet yi te métier boo gis nag am na ñu baax am na ñu bon. waaw fi mu nekk nii sareet yi am na ci ñoo xamante ne ñu ngi yor seen i jabar yor seen i doom yor seen papa ak seen yaay te sareet lañ ko jëlee. guddi gi ngeen di daw nag te yoroo leen lampe yoroo leen dara. di daw foo xam ne amul éclairage guddi moom keroog bi ñu ko waxee ba léegi. ñun presque dawatuñ guddi. waaye nag am na foo xamante ne saret il faut mu daw fa guddi. muy fan waaw kay. muy yow mi nga xam ne dangaa dégg ci tefes sa digganteeg tefes bi tali amul tali bu fi traversé yow boo toogee bi ay 2 heures du matin wala 3 heures du matin doo yenu sa bagage. da ngay dem woo borom saret bi mu ñëw yebal la bagage nga dem sa gi. mais tamit léegi loolu est-ce que parfois du ngeen ko bañ. non moom bu fekkee ne yow am nga sa saret boo xam ne moom ngay kii liggéeyal. yéenay ànd heure bu la wooyee téléphone nga dem waaye nag saret yi nga xam ne dañuy yëb ay gërëwaay ak yëb ay ndox yooyu moom fu 17 heures jotee rek 18 heures yooyu moom ñooñu moom dañuy wàcc. yow yaay porte parole lu association wu charretier yi fii muy déggoo. waaw est-ce que sànq li Aram wax sànq muy. code de la route bi. waaw. yéen a ngi bàyyi xel comme bu fekkee ni am na ñoo xamante ni jànguñu. comme ni nga wax ñoo xam ne jànguñu duñu xam tableau yi. lii fii la war a jaar wala faa la kii boo ko joxee xaalis mu xam bu baax li nga wax mu naan la jànguma xam ne na tableau yi. pour que ni fii charrette waru fee jaar. yéen est-ce que du ngeen jël loolu ngeen tàggat ñi nga xam ne ñoo bokk ci seen association bi. pour que charrette yi fii nga xam ne waruñu fa jaar ñu bañ faa jaar parce que parfois tamit attention ñoom la ñuy kiyal seen bopp. waaw waaye danger bi ci ñoom lay demee parce que oto yi mënuñu njëkkanteeg charrette ñooñu nag ñi ko war a def mooy ñun fañ nekk Yoff xaw ma beneen kii de waaye dañuy defal ay tableau bi 5000 francs ngay fay ñu defal la tableau bu ñu la woowee nga indi sa fas ak sa saret ñu tafal la tableau nga fay 5000 francs war lañ naa mën a wax ne fii doo fi jaar wala fii doo fi jaar. waaye dañ lay tafal sa tableau nga joxe sa 5000 francs ñu leen acca demal. dëgg la. xam nga loolu tey jii man mii bu ma wooyee nit ne ko saa waay bul jaar fii nga war a jaar mu ne dimbali ñu dem naa mairie fay naa sama tableau mu ngi nii te waxuñ ma dara. loolu aussi xam nga amuñ ci pexe ñu. waaye ñun li ñu gën a lool mooy ñi nga xam ne xamuñu. comme sama saar bi ñu ne leen fii la jaar leen nii bu fekkee ne gis nga gendarme wala policier mu ne la jaaral nii waaye même policier yi même gendarme yi am na ci ñoo xam ne dañuy occasionné aussi ñun di lekk suñuy xaalis. bu baax. yaa ngi tooñ sama xarit yi de. ah man dama ko man maa ngi yow ci yéen samay xarit lañ. monsieur le maire si moom laay ñëw charrette yi dafa am doxalit boo xamante ne ci commune yi très souvent dañ koy gis grava boobu muy wax ak mbalit bi très souvent bu fekkee ay mouvement d'humeur am na moo xam mu laal technicien de surface yi lu si ëpp ñoom dañuy soulager les ménages dem di def précollecte bi di yóbbu waaye fañ koy sotti ci commune bi naka la mairie di def pour que lu mel noonu tey mu dakk waaw xam nga comme man sama commune. départ bi dama doon jël ay taxes si charrette yi. waaw dama ko arrêté. après ni anarchie parce que fu la neex la ñuy gaare seen fas yi. yooyu lañ koy takk xamuñu fu war a takk. dëgg la mais am na njariñ trop charrette yi am na njariñ mais pour man dañu war a comme ni ñuy wax sànq si. dañu war a lii de si péage bi la poste. voilà péage bi. li nga wax sànq ñu war a toogee waxtaan si affaire yu Patte d'Oie ak ñu waxtaan affaire sécurité bi nañu war a waxtaan ñun maire yi xool nu ñu harmoniser suñuy position si charrette yi pour au moins charrette yi xam fu ñu war a yem ak fu ñu war a yem. dëgg la mais vraiment am na njariñ mais dara rek li ma siy déplorer rek mooy déjà yenn heure yi ñuy dawal charrette yi.
ay naaj bu tàng jër ay 13h 14h fas bi si yeb lu 10 daw si kaw goudron bu tàng maintenant beneen aussi mooy yeb lu 10 ba pare te su wàccee du lekk li mu war a lekk dëgg la pare toog ci kawam di ko dóor yàlla bu ko tàggatee pour ñun ko bagage yi di ko dóor bu ko tàggatee bu ko neexoon yàlla tàggat ñu ñun duñ mën a dara fas bi dëgg la mais dafa tàggat fas bi ëpp ñu doole foofu ñu mën ko utiliser pour jëriñoo ko dëgg la mais est-ce que war na tax ñu def ko bàyyi ma rek lor ko foofu laay gën a kii mais man vraiment li ma gis am na njëriñ mais seen problème kese mooy su la neex la ñuy gaare ba pare aussi dafa bëri ñoo xam ne ay jeunes lañ dañu yor sareet ba pare mais dañuy du kër jàmbur di sàcc rek ba pare lañu jël déet waay ça existe ça existe am na c'est que métier boo gis comme am ay politiciens yoo xam ne ay sàcc lañ c'est vrai foo dem am na ñu bon am na ñu bon mais li ma leen di ñaan rek mooy ñun ñu gën a xool ñu organisé wu parce que mënuñu ñàkk nekk ci dëkk bi booy tabax bu amul sareet bu amul da ngay sonn dëgg la fi nga mun fu mu mën a dugal béton suuf ak ciment ak yenn kii yi des fois oto mënu fa dugg des fois nga gaar oto si àll bi wàccee camion béton sareet boo ko yeb mu dugal ko ci biir am na njëriñ mais ñu waxtaan xool ñu koy harmoniser Pesa da nga yor sareet non ko ma sareet xam naa fas xanaa xamoon ne fas ak jigéen yàllaa ko teral naaru góor kër gu mu am ñu koy xont di ko sàmm di ko jox gëddëm kër googu day naat mais raxoo ñu fas tool bu muy wadd tool boobu day booy naaru góor ak jigéen ku leen teral yàlla teral la fas rek moo lay romb du sol tubé du sol mbubu nga naa waaye fas fii rafet bu ko nit defee ñu daw wut leen ko sàng kon fas dañ ko war a teral bi ci des mooy borom fas yi nga xam ni borom seret yi nga xam ni dañuy dem ba géej ga di tibb suuf soosu loolu ndax xam nañ autorisation war nañ cee jóg parce que loolu mooy li ñu gën a sonal ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk diggante Pikine ak Géejawaay dëgg la loolu xawma lu tax ngeen koy def te am na ci ñu ci bari ñoo xam ni bu ñuy dem dañuy geetaru dina yor jaasi dinañ yor paak dinañ takk ndomba dàqu ndaam xàpp kebe tul juróom-ñaari pettaaw mu leer na ni kii naw jàmm waaw mu leer na xam ne li ma bu roobee kenn du ko gis takk sax invisible da nga jeg-jeg romb kan nga jeg seen pas galaa ba kenn romb yooyu war ngeen ci kan moo ko yor kan moo ko yor wax leen ci yooyu Pape wuyul gaa ngi nee waaye wuyul delloo ba nga dem ngelaw rek ngay dégg ba dem ba gis ñii ma la xam bu ñu jógee dëkk bi lu leen leen di takkal waaw mais Sall bàyyi jàmm pour wax Pape wuyu ko aja Pape waaw comme li nga wax noonu lu am la même am na ci saret ñoo xam ne dañuy jóg guddi di dem sax di toj ay bitiku jàmbur ay magasin di kii loolu am na ndax man moom bu ma nekkee si métier bi gën cee bon it danaa ne man maa ci gën a bon am na ci ñoo xamante ne moom bu ñuy liggéey bi 18h jot ñoom ñu dem tëdd bu ñu jógatee kii am na aussi ñoo xamante ne ay bandi lañu dañuy ñëw fekk sa fos ak sa saret ñu takku si guddi gi dem sàcceeg loolu am na waaw waaye léegi ñun li ñuy wax comme monsieur le maire ak ñeneen ñooñu nga xam ne ñooñu feete si kaw affaire kii bi comme politiciens yi waaw mën nañ ñoo jàppale ba nga xamante ne charrette bu ne dañ koy xame immatriculé ko waaw xam nga war na mën a am charrette bu ne bu ma gisee charrette bu jógee Grand Yoff fi mu nekk nii boo gaaree woon fii charrette bu jógee Parcelles ma ne la charrette bi Parcelles la moom bu nekkee charrettu Pikine ma ne la charrette bi Pikine la jóge dëgg la bu ma ci gis ma xamee ko te amul ay marque yuñ koy kii. mais est-ce que léegi yoon loolu seen association du ngeen dox loolu pour loolu mën a am. non ñu ngi ciy dox depuis daaw ba léegi bi ñu commencé di jàpp saret yi ñu ngi ciy dox ñu ngi dem ay Pikine parce que fu ne Géejawaay daal demuñu foofu waaw ay jama gën. à part tibb suuf. à part tibb suuf. jaaroo leen non tibb suuf moom boobu moom sax suñu bi moom gëj naa ko fay dégg daa woon na am nag am na ay jamono ñuy tibb suuf yi Yoof waaye loolu moom xaw na fee gëj. côté boobu. waaw waaye nag vidéo mu ba léegi mën na am. am na yeneen gox. waaw waaye léegi bi ñu gars yi waxee ne dañuy jàpp saret yi li ñu ci métti mooy xam nga nit ki comme ñun ñëpp ay sénégalais lañ tey jii mën naa fee ñëw xaw ma dara si kayit ëllëg ak si biir mën naa fay jur koo xamante ne yal na mu am mën na jiite réew mi. kon nag bu ñu demee ba nga xam ne dañ fee bëgg a jëlee saret yi wala saret yi def lu dul yoon. nañu woo borom saret yi am na lu du borom saret yi def nañ ko teg ci yoon
waaye dañoo xëy ñu ne dañuy ramasser sareet yi yaa ngi dégg bu ñu waxee gars yi ne ci kaw la jóge ku ñu mën a wax mu ne affaire bi daal ci kaw la jóge ñu def ci ay réunion def ci lu ne bés te ne seen fos dañoo mujj a daanu yaa ngi dégg am na ci ñoo xamante ne am naa sama benn doom mag boo xam ne sareetam dañ koo jàpp fan yale la gaañu récupéré na ko non ba léegi presque lu tolloog ay 200 sareet ak lu teg loo xamante ne ñu ngi ko yóbbu mbaaw maa ngi dégg nag ñu ne dañ koy jaay te ñi koy jën sareet bi wala fas sareet bi si boppam bay la ak fos wi te ñi koy jën ñoom ay politiciens lañ ah bon ay patron lañ fii ñoo xamante ne dañuy dem jënd sareet bi 35 000 francs. monsieur le maire mu ngi lay xool yow nag bàyyi responsable boo gis ci dëkk bi. non man. Pape la def nii. non mën naa père Sala sax yónnee ñu jënd sareet. monsieur le maire sama goro la ñooñu. tey jii man am na kilifa yoo xamante ne déggante na ak ñoom mu ne sareet de fi mu nekk nii dañoo manqué ndax sareet fi ñu ko def mbaaw gars yi dañ ko doon saj xam nga loolu dëgg naa te sareet bu ñu nekkee mbaaw fenn après wala. ba léegi. musu ñoo jot suñu set mais yéen a ngi ciy dox ay jéego. ñu ngi ciy dox ay jéego waaye mënuñoo am kii. nan ngeen di def ak xale yi nga xam ne parfois moom ngeen di jox seen sareet yi. waaw ay xale yu ndaw ngay gis sànq monsieur le maire mi ngi koy wax. naaj bu tàng bi. sareet bi ngeen yeb ko ba mu fees. xale bu ndaw di ko dawal. waaw loolu moom man d'accorduma ci. te man ku ma xam Ouest Foire nekk naa fa lu ub 10 ans. waaye sama sareet xale mosu koo yore am na nag ñu koy def chaque jour ñu ñëw di ma ko wax waaye xale boo gis tey moom mu tollu ci ay 13 ans 14 ans war a dem jàngi métier war a dem jàngi école nga koy jox sa sareet mu ciy liggéey di ci am fukki dërëm ak yooyu bu nekkee bandi ëllëg yow yaa ko ci dugal. waaye itam sànq wax nga ni sareet ji léegi comme ñi nga xam ne ñu ngi fii nekkatul en période ngeen di dem di naweti waaw li fi nekk mooy daa am ñoo xam ne dañuy jënd ay charrette di ko jox ñeneen ñu leen koy dawalal. waaw ñu leen est-ce que du tamit seen liggéey bi moo dox ba ñooñu tamit di ci dugg ñooñu est-ce que xam nañ carrément li ne ci charrette ba moo tax jafe-jafe yi ngeen di am di ko dund. waaw charrette yi moom wax dëgg neex yàlla ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax am na kër yu bari yoo xam ne nga dëkk ba tey tabax nañ leen clôturer def lépp te ci charrette yi la jóge am na ci ñoo xamante ne aussi ay bandi la ñu ngi ñëw Ndakaaru gii di def lu leen neex. mosuñoo yóbbu beneen dërëm mosuñu koo yóbbu dëkk di def lu leen neex bi doon ay bandi daal. d'accord peut-être man contribution laay am plus que question xëy na question bi mooy ñu xam lim bi déjà association nga wax ñaata ngeen di doon xëy na di nga ci ñëw. mais leneen mooy mën ngeen seen métier. waaw mais dafa fekk ni fi ngeen koy exercer dafa bokkut ak fi ngeen bàyyeekoo mooy capital la am lu ko ci wàllu circulation comme ni ko wax Aram waxee dafa am lu mu laaj te loolu xam-xam la. waaw mooy ni soxla ngeen encadrement soxla ngeen ñu gën leen a réorganiser. yemul rek nga jiite association. te yii ñu lay interpeller yu bëri ci seen liggéey ci ñàkk a xam nañ leen war a kii. mënoo ci indi tontu yu leer mooy que ni soxla ngeen carrément. ngeen gindeeku ci wàllu ngir seen liggéey gën a jàppandi mais aussi tamit ngeen jógee ci benn niveau am ci fi ngeen yegg parce que li ngeen def dafa am solo. dafa mel ni comme technicien de surface yi. xëy na fii lañ leen néew doole mais boo demee ailleurs. ay boss dañ fa ay maanaam dañu tekk ci li ñu yëngatu. waaw mooy li ñu waxee ne bukki bu la dabee. bu dabee ponkal ci doxin ba la il faudrait que seen doxin aussi. ci Ndakaaru yéen yore sareet bi ngeen xoolaat. waaw loolu même ñu ngi ciy dox ndax même kii ni ko waxati monsieur le maire Gana Ñing maire fële Njagañaaw dox na ci ay tànk ba nga xam ne dem nañ ba ci gouverneur Dakar ñu ne ko comme fi mu nekk nii ñun mënuñoo bàyyi saret te saret suñu njëriñ la. yéen mën a jàppale ci affaire saret yi il faut ngeen dimbale ñu nga xamante ne dañu leen naan règlement bi moo fi nekk. ñaata ngeen. ñun Pape Ousmane merci. non ay fi mu nekk moom li ñu kii bi nii comme région bu ne. ñaata ngeen doo. Paate wuyul quelques secondes moo la dese xaw ma Paate xaw ma Modou. Pape wuyul nga bàyyi ñaari Pape bi Yoff Ouest Foire Nord Foire Virage. d'accord ñi nga xam ne man bind naa leen fii. ñu ngi nekk ci 347 personnes. très bien.
jërëjëf Pape Diouf porte-parole association des charretiers déggoo plaidoyer bi nga wax am na solo yaakaar naa kilifa yi dégg nañ leen monsieur le maire mi nekkul Yoff waaye dina la si jàppale xam naa dina ko def incha allah ñu ñëw si Pathé Diop waaw joxe naa sa tur bi sànq ndax mën a tooñ rek combat ngay waajal nekk promoteur kan ak kan ak bën bés la lan la ñu mën a xaar ci affiche boobu. salaamaaleykum d'abord maa ngi nuyu waaye di leen sant di leen gërëm di leen nuyu sama grand di leen nuyu yéen ñëpp ku nekk maa lay jox sa wàccuwaay. jërëjëf. sant yàlla julli Seydina Mohamed maanaam lii nii man école de lutte laa yor per xam na ci dara muy école de lutte Bosco Sow ok en même temps bokkal la guerre numéro 1 day bàyyi di yëngu si wàllu làmb am ay gàllankoor nag yàlla def ma arrêté formé sama école am suñu benn grand bu tudd Lay Ndiaye dëkk jàmm gën si Kambaaw booy ku si am gooba rek day yëkkati xaalisam di la jàppale xam nga école de lutte Bosco Sow ak jàmm gën si Kambaaw ñu nekk foofu yëpp ku si am gooba la yëkkati xaalisam di la jàppale un jour mu woo ñu ne ma comme yéen a yëngu si wàllu làmb pourquoi pas mu ñu licence promoteur di tëgg xale yi nag nga xam ñoo dëkk si gox bi dëgg la man ko loolu la grand loolu rafet na quoi loolu la boo ko defee idée bu rafet la ci loolu la ñuy nekk nii instant bi am suñ première journée diggante Pape Sène ak suñu takkee bu école de Bosco Sow ñoo ubbi première saison bi ci arène nationale bu bees bi quoi. yéen a koy song daal waaw ñoo koy ubbi. ñaan yàlla dal jàmm. ban bés ba lépp luñ ci mbébét ak lépp luñ ci yéene. yàlla def si ndox bu seddu guy. ba lépp lu ci am suñu kaw suñu jot. te lépp luñ ci mën a am rek ñun man li ma si gënal man. Pape mais dañuy gis wàllu moo tax. waa garaawul am problème wax ñu. moo tax face to face. oui wax ñu bés bi parce que temps bi dafa xat. ok temps bi dafa xat te bëgg nañu xam bés bi. bëgg nañu xam tamit disposition yi nga xamante ni jël nga ko. parce que Dakar Arena nga wax. dafay soxla mobilisation arène nationale pardon dafay soxla mobilisation. te mobilisation boobu comme sori na. lan ngeen jël comme disposition pour que loolu yëpp mu mat bu bés baa. en tout cas dañoo ñëw jàmm nga ci Kambaaw caaro yi lu dalee Fass ak lépp nga xam ne bépp mbër bu nekk ci gox bi mu wóor na ma ñii dañu leen jàppale. nañ gis seen bopp si combat bi. dëgg la ñu xool xale yi xam ne am nañu tur kii moom mooy bëre spécial bi kii bu lay tigre Mamor bu lay tigre ak góor ku bëgg la. waaw moom ok waaw moom fii la nekk côté Bouniou la nekk ok te nag ñi ñaan yàlla rek. waaw dugg si bisimilah rahmaani rahiim gën alhamdulilah rabbil alamin parce que dafa am lu wóor nañu si wax. kañ la combat bi le 19. billet yi ñaata samedi bi 2000 francs la. incha allah kii bi billet 2000 francs la. bi yëpp 2000 francs la parce que grand bi dafa ñëw pour jàppale ñu. mu ne moom dafa ñëw pour jàppale écurie yi nekk si gox bi soxla ko si dara. merci da nga ciy ànd ak DTV. da ci ànd ak DTV en direct la. en direct kon ñun daal ñoo inauguré SDK. ñoo koy inauguré ak Lay Ndiaye. sa émission lamb jeex xam ne dafa jàpp doole yokk ñu fit. non yow bu la Pathé waaw gërëm beeg ñoom seen denc ko pour waa production. parce que Pathé yow mi nangoo ma xool di xool Père Sall te Père Sall taawam nga nekk di jël. di gërëm sama gannaaw bi tamit quoi. jërëjëf Pathé Diop. alors Pape Ousmane. tàggatool ak monsieur le maire. bon peut-être monsieur le maire ma bàyyi la nga wax loo jàppoon ne waroon naa la ko laaj te laajuma la ko. laaj nga ma lépp. laaj naa la lépp. sinon kon bismi arab sant leen rek. waaw n'est-ce pas ah. dëgg la sant leen bon remercier leen ci invitation bi. et puis di jégalu parce que. mais non ñun dañoo mën tooñ ak monsieur le maire man ñëpp laa koy def. waaye moom xam na fii ni mu mel moom jaar na fi xam na kër su ma waxal nit dama lay fixé jàkkaarloo ak yow wax ak yow. di la napp waaw mais grave comprendre mais kontaan nañ ci émission bi. merci ñaan yàlla Macky Sall wàcc le 24 février. encore ay waay kii ñoo bëgg a dugal. alors waaw. da nga ñëw pour tëj télé. monsieur le maire xam naa daf ñoo bëgg a bàyyi waaye bu ñu yónnee mise en demeure dañ koy yónnee directement Grand Yoff amul problème. dégg nga day doon ruumar na dama fàtte. c'est ça la avis du jour. avis du jour yëpp yi koy njóobeen la nag. xam nga njóobeen yi
fu nu dem rek wane seen bopp. xam nga Ndiaye waay kii kay du naanaan dara. non sama yaay. Ndiaye la sant. voilà kon donc sama sœur. meewu Ndiaye laa na. sama yaay Ndiaye la sant. mais dama lay nettali xam nga diggante Diop ak Ndiaye. xam nga mooy loolu dafa am solo mooy kal. kal dafa bokk na ci li téye réew mi. benn photographe dafa fekkoon juróomi njóobeen tim benn legetu laax. di lekk yoruñu lu dul benn kudd. mais ni ñu koy paasante tax na bu photographe bi mu leen tay photo bi ku nekk benn kudd nga yor benn nuit ku ne yor kudd. alors merci beaucoup benn kudd la yor di ko paasante waaye bi mu leen photo ku ne yor nga kudd ay njóobeen lañ. merci beaucoup Père Sala Bigué pour avis du jour suba inchallah ñu def rek dernier TMTC de la semaine di remercier toute l'équipe également équipe technique bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw léegi xibaaru marax yi ak Abdoulaye Ndiaye jaa ngeen jëf ba suba inchallah. Dans le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State épaulé par Kobe Bryant. La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV.